hypocrite di am miskar embargo ku ci ay feni neen feni men ndax seen xol yeni neen du wan baat a what's up waay yow li raw fii ma leen wane ginnaaw ba léegi da ngeen jàllu nit taat comme xamu leen fu ngeen di teg seen tànk da ngeen di jàllu nit taat te muy tag ne sokki ba ni que ana iba ni que ana mandu ni que ben xataab ni que ana biba ni que ni black ji ni que grete prisonné na ni ko be ba ni que wol wa ni que ci bopp si daa ni que caga bu joog war ko door bu laali opportunité dar ko bu jommi wali yani hip hop bi yellow anti retroviro old school hip hop bi piris jomba deglu black boy ay support du paintelo pas cravate jump ko euro boys ko rouge and retroviro zilani ko ci ken du rap mo la def rappel la top fo di kilim tapat lap ndaw talma hip hop day di ke ndaw talma hip hop day di ke ko zilani ko ci ken du rap mo la def rappel la top fo di kilim tapat lap ndaw talma hip hop day di ke ndaw talma hip hop day di ke fan sa dembe am sa tay rap bi am man la fay to di rimi high level ngap sam sédé wër label rap jolo faraw ca kaw né nañ mo 3e mondial am né ci batin ko jox du platine sen xali lañuy dalal an fan prouve bu galsen lañ jaayum cassette may halal en dal yena ma man ko bu riré fé ni moy real mel man ngeen di nalaw yow lañ sen xandor yena ma man ngeen may diké ni ko ba dugg concert te do ma tag diké da ngeen di wër di wax rek fa saga critiqué xool mo ne wu ci ond bi mo leen gënal kay get o yi kër ñoo di wël ñoom féegi lañuy sàkket ba ko tegal sama maquette la may tega ma wax mo jox ma ne wax ko wa di stay lañuy ko xé ci kër du rap mo la def rappel la top fo di kilim tapat lap ndaw talma hip hop day di ke ndaw talma hip hop day di ke ko crise lañuy ko xé ci kër du rap mo la def rappel la top fo di kilim tapat lap ndaw talma hip hop day di ke ndaw talma hip hop day di ke what the fuck is going on c'est le rappel à l'ordre pour tout le monde recule animateur yi gën a nul xamuñu gàtt yi pak te nanguwuñu gëstu da bàyyi jaxe kere amul bopp amul kenn gars yi ñoo mën a weere new school yi sa lam niñ di ratatati boobar lañ fi si ñu wàcc bomb na gasati lu may dégg neexul du biitu baas yu mélodie yi studio yi fi jeexul seen son yi na xol pat ci kanamu biitu kaane bi ni bàll gaay bu jàpp gaay ndey bëj ko kàtt mot añ ba lañ koy taxale am yaatam tey record mix sa génn laxale dafa jàngi wut kan ku nekk di ñor dindi ba fas sa kanam bam teng jekk ci lekk riba loolu jigéen ñi génn ku nekk di yuuxu ghetto ay su potu péro moom la ñuy sàkketoo chacun sa mafia chacun sa mifa ça se passe comme ça on your close your time and up in your video shine rocking your confidence rewind what I said and let that shit sink in too many rappers like it but really they need to be fans what I'm more than trying to do your video shine rocking your confidence rewind what I said and let that shit sink in too many rappers like it but really they need to be fans KRS-One with the BBS crew. KRS-One with the BBS crew. We coming through, boy, you know just what to do. KRS-One with the BBS crew. We coming through, boy, you know just what to do. Oh, bad boy crew, what you going in out here? We come through and you in the atmosphere. KRS-One, BBS everywhere. Come down. moo fi digg di bàcca te bul ma làkk lii da lalla lii da lalla lii di nakka la këkkata mëkkata sëkkata mëkkata dandu ma bul ma gaañ dandu ma coow li bu des lu dul wane coow li aw di dëgg moo fi ne coow li bu des lu dul wane coow li aw di dëgg ñoo fi ne di yéeg di wàcc di lamb di daj di sax di macc di yéeg di wàcc di lamb di daj di sax di macc di lamb di daj di sax di macc di lamb di daj di sax di macc digg di bàcca yóbbul ma làkk lii da lalla lii da nakka la sëkkata mëkkata awa di mister sëkkata mëkkata danu ma bul ma gaañ danu ma sëkkata mëkkata
Mr Sakata Makata maa ngi lay shout out yow Mr Awadi Sakata Makata School hip hop will never Oh. die. All the mad graffiti artists give punk writers no leeway. Forget the he say, she say in the beginning was the DJ. DJ gave birth to the MC, the verbal hip hop goes on and on like black kids being born. KRS One lasts longer on the microphone than the illegal chip in your cellular phone. You got the bone and pick with me. I'm no like Liquid G. Visual hip hop is not your video, it's graffiti. But you beady little needy, little greedy, little vulture. Only interested in rap, not hip hop culture. Set it on your company. Allahu Akbar Posse. You don't want the original hip hop, you want the copy. waaye na ko de ana Sakata Makata What they doing on? I send them bitches back with a twitch like this. Yeah. oh Sakata Makata yes sir Sakata Makata dan mo bul magain dan ma Sakata Makata oh yaay di yeg di wat di la ma di sakati match oh god damn it shame on you you know lii la ñu fi ñuy bàyyil je dirais même Awadi nul qu'il est nul à chier Awadi si boppam wax na ko quoi da ko wax nee na moom xam ne amul talent mënul rap nee na moom xam lan la xam business kese mais moom reconnaître na ni amul talent mënul rap moom wax na ko quoi wax na ko dem na Montréal taxaw fa ak MC ne ko man awma talent mënuma rap businessman laa liggéey xaalis laay def ci kaw gars yi dox sama dox awma talent mënuma rap donc pour vampires yi nga xam ne dañuy bëgg a défendre l'indéfendable you know New York Paris Dakar jàkkaarloog waa ji di sëqata mëqata Baara Mbay yekk ci Baara Mbay sëqata mëqata Baara Mbay sëqata mëqata Baara Mbay sëqata mëqata Baara Mbay wala nga def featuring ak waa ji Baara Mbay sëqata mëqata mu ak bële xaw nañoo jagante ah sëqata mëqata Baara Mbay mun nga def featuring boobu création PBS comme war gars yi ñu mën a kott amuñu mbaam quoi ñu mën a kott amuñu mbaam wallahi la azim boobu gars yi ñu ngi 15 rab bi toll ci ay niveau yoo xam ni non mais moom bëqata ak sëqata mëqata benn lañ sëqata mëqata te lépp da ko répété nag sëqata mëqata yow awa di moo fa digg di bàcce wax na ko 4 fois sëqata mëqata 8 fois benn couplet de 8 mesures 4 sëqata mëqata 4 moo fi digg di bàcca yóbbul ma làkk bi làkk nii la naan la lii de nàkka la lii de lan la lii de lan la lii de nàkka la xanaa sa nàkk dëj la yàlla na yeex yee asalaamaaleykum gars yi ñu ngi nuyu ñëpp di ziar ñëpp di màggal ñëpp di ndamoo ñëpp di tiitaroo ñëpp di leen bëggee yéen it yi nga xam ne yéen a ngi connecté wu you know di suivre live bi démb live bi dafa daggoon donc dañ koy continuer dañ koy continuer loolu moo tax tey mooy suite bi ginnaaw bu mu nuyee ku ci nekk sa tur ak sa sant man la Blash Master Emo de Demo aka Pamo Ram aka Lyrical Pending Pandang kii la gën sarit Mr Emo the Master of Rap bi number 1 word donc ginnaaw buñ bëggee ñëpp leen jaar dañuy yàggali waxtaan bi dañu tolloon ci groupe WhatsApp bu Lord Alhaji Man bu nekk daara ji family ñoo créé daara ji family Lord Alhaji Man bu daara ji yi nga xam ni am nañ ay relation yu nice di woowante téléphone di déggante aussi muy suivre bu baax live yi parce que wax na ma ko ne ma Mollah nalawuma de maa ngi xool lépp maa ngi suivre lépp vraiment amul lenn luy daw fii ci net bi loo xam ni teguma ci sama bët di xool donc Alhaji Man daf ma expliqué woon nu mu créé groupe WhatsApp bi Lord Alhaji Man le teeña Alhaji Man ne ma
dafa toog ak soxnaam bu muy seetaan benn genre émission rappeurs yi di jàll di jàll affaire bi gisatul mouvance boobu amoon ku ci nekk da ngay dóor li ngay dóor dem même rappeurs yi sax duñ saawdaatante duñ jàppalante duñ applaudirante du xam nga comme nu mu nee woon mouvement nu mu amoon mouvement quand on parle de mouvement lan mooy mouvement mooy un ensemble de personnes buy demandoo ci même direction loolu la ñu woowee mouvement kaane yi juumuñu lu tax ñu ne mouvement mooy ñiy demandoo ci benn direction ñii bu ñu demee gauche ñee dem droite ñee dem kanam ñee dem ginnaaw loolu mouvement amu fa mouvement mooy un mouvement bu fi ne mouvement rek c'est un mouvement d'ensemble donc mu gis ni affaire bi mouvement bi amatu fi mu toog ak soxnaam di seetaan nee na am lu ko metti ak tamit problème yi affaire xaalis mu ne soxnaam Alaaji Man moo ma expliquant pour muy clair mu ne soxnaam ya lëz maa lay jaar mu ne soxnaam il faut ñu dajale les énergies yi ñu ngi tasaaroo te buñ ko jëmbalee mu doon benn jëmm day am doole mais buñ tasaarooy rek doole ji day jeex nit bu ñaar àndee wala ñett wala ñeent mun nañ yëkkati ab tronc d'arbre bu ñaar ak ñett àndee dinañ doon benn tronc d'arbre mais buñ diviser woo rek day doon branche te damm leen day yomb donc ñu dajaloo mu doon tronc d'arbre bu dëgër boo xam ne du neex a damm buñ dajalewoon ay bant yu benn bant nga damm ko mais buñ dajaloon junni bant doo ko damm donc gis nga mouvement nu mu amee doole mu ne moom Alaaji Man bu mu xoolee gis ni division mi am ci rab bi très sincèrement il faut xelam dem ci créer groupe WhatsApp dajale képp ku nekkoon ci mouvement bi wala ku nekk ci mouvement bi koo xam ne mus nga ci def benn effort même bu dee benn bind texte yëkkati ñu tàccu la nga éveiller les consciences bokk nga ci mouvement bi kenn mënu la dindi culture urbaine Alaaji Man ne soxnaam il faut que ñu dajaloo quoi il faut que ñu dajaloo xam naa ni je vais essayer de créer benn groupe WhatsApp dajale gars yi parce que déjà gars yi la fekk ñu gisante sax dafa rafet soxnaam ne ko ah bu ma la doon conseillé dama naa la nga génn ci parce que yow xam nga ni l'union fait la force waaye ñi nga seqal game bi rappeurs yi dañoo naqaree liggéeyal dañoo naqaree defal man de jabaram de ne ko bu ma sañoon nga nekk ci li nga nekk rek bàyyi leen quoi ku nekk kiir Alaaji Man nee na mu dëgër bopp ne garaawul dinaa ko def parce que moom nitu conviction la bu gëmee benn affaire gëm na ko ñëpp loolu lañ ko xamee gars moo tax ñu naan dafa tàng man même chose lañ may jugé dañ kii dafa tàng xeede la dafa bañ parce que Lord moom noonu la mel blood fire moo tax muy wax Lord blood fire deret bu tàng la yor bu dëggoo rek dëggu na mon ami Sagna bu dëggoo rek dëggu na ci lu mu nekk da koy gëm jaral na ko bakkanam ab joolaa la macha allah donc jabaram moo ko mujjee gagné jabaram moo mujjee am dëgg ci moom Alaaji Man créé groupe WhatsApp bi tuddee ko rap Galsen commencé dugal Alaaji Man di dugal demoon nañ ba rap bi amoo groupe booy wax bu newuloon ci groupe WhatsApp bi amoo kenn ku ngeen xam ci rap bi bu muy commencé Alaaji Man dugal na ba dugal ndongo daara ji Fada Freddy ñi ngi ci groupe bi ndongo daara ji mi ngi ci groupe bi Fada Freddy mi ngi ci groupe bi Ama Diop beatmaker bi nga xam ni biital na fi bépp rappeur bu fi rap sa rap cartonné Alaaji Ama Diop bu seen kumpa bu Médina biital na la déggal ci ba dugal ci ay beatmaker yoo xam ni da ngeen leen doon dégg ay indi shaft ak da ngeen leen doon dégg ay Ibou Ba da ngeen leen doon dégg sax mais mosoo leen gis Alaaji Man loqoti na ay ñoom Chifaay ay ñoom Dread Skizo ay ñoom képp ku la réeroon ci rap bu leen bàyyi ñu ne yii maa yow maa ànd ak ngonda ñooñu sax dugal na leen ci donc
Alaaji Man créé l'extraordinaire boomerang du hip hop ci groupe WhatsApp bi l'extraordinaire boomerang ci groupe WhatsApp bi Alaaji Man donc gars yi dajaloo nekk ci biir di waxtaan ñëpp ku ci nekk di ñu def ko genre retrouvaille ñëpp mu doon retrouvaille ñi gisante seen biir ku ne di waxtaan rek si gis waaye ku yàgg yow jamonoy underground yoo xam ni gaayen parce que Rex T jamonoy underground ñoom Bilal suul suli clan tactique lépp a jax ci suñu flow on the MIC ñu represent Zoo Squad technique tactique lépp a jax ci suñu flow boobu man Rex xam naa ñoom Rex T di ma yóbbu gàllem jamonoy underground ñu yoroon sound bu kilométrique Rex doon ma yóbbu gàllem pour wax ni dañoo tarbee hip hop may dem ba Parcelles Assainies Rex T di ma teggale di ma wan ay affaire Rex foofu la ma Rex T sax doon expliquer moom concept am parce que ñaari rapport fu ñu dajee rek concept la ñuy wax philosophie ma ne ko lan mooy sa concept mu ne non Rex la boo gisee dinosaure bi di ma dessiner Mandaw moo ne woon dessinateur bi Mandaw day dessiner vite fait escadron 113 Mandaw di ma dessiner vite fait graffeur di tagee di ma ko jox ba léegi maa ngi yore graphe boobu bu Mandaw defal ma mooy Barrio ñuy dund hip hop bi dajale doon ay squad Parcelles yëpp di daje ci télécentre Bilal suli clan ñëpp di fa daje ma fay dem di paas clando car rapide même Gaston noonu laa xamee di ko wër ci town bi ñëpp nii la ñu xamee ay freestyle booy rap nekk rap à son apogée y avait même suñu flavor si ñi ngi woon ci biir ñëpp donc Alaaji Man créé groupe bi bu mu créé groupe bi ñëpp ne ci di waxtaan retrouvailles yi mu rafet nice ñëpp bégee tak Alaaji Man ne bon tey nag dama leen di expliquer lan moo waral groupe bi lu ko waral mooy dañoo bëgg ñu booloo ñu jàppante dañoo bëgg lii nga xam ne ñi ngi divisé wu alal gi di divisé wu ñii di ko lekk di bàyyi ñeneen ñi ndax ay affaires yu structure ak yooyu ñu boole rab bi ñëpp mun cee amal njëriñ ay génération ak des générations mun ci jëriñu donc il faut que ñu am benn point de vue bu sori il faut que ñu am benn bëgg-bëgg bu sori donc gars yi dama leen woo du sama groupe nag dama ko dajale rek waaw rek si yow yaa ngi may seedeel parce que li yëpp fekke nga ko barke alxuraan du tay de gars yi dañoo tourné rek gis gars yi di ànd nii te xamuñu nan la demee fekk ñun dañ koo bërëng ay 20 ans derrière dajaloo 20 ans derrière yee Bilal du ma bàyyi ma fen télécentre Bilal suli clan lañ doon dajale lépp rap rek la doon xeeñ barke alxuraan rap rek gars yi dañuy rap ba naaw allahu akbar rap sul nay ndaanan sulliy baadoo la teg suul nay ndaanan sulli ay baadoo la rap sénégalais ñi ñëpp ay milliardaires lañu waroon doon bu ñuy rap 50 Cent sax existé wul Eminem sax existé wul mais tey maar day taali donc Alaaji Man teg groupe WhatsApp am bi rab tax na ma dem dëkk ak Sidi Talla malal connecté ma ko nag am naa rakk bu nekk fee bu bëgg rab Sidi Talla ne woon ci ay déglu ay kaana dëkk naag Sidi Talla même néeg di yeewu di jóg ci rab rek la ñuy dund rab dafa garaaw Alaaji Man dajale groupe WhatsApp bi donc waxtaan yi am Alaaji Man expliqué lan mooy idéologie groupe bi donc gars yi ne acca bismillah waxtaan yi chaque jour benn thème yi gars yi di waxtaan di toj ay marginal crew yi ngeen doon dégg Saint-Louis ñoom ñagas ko dëkk boo dem ñëpp daje fa pour mu bañ a am rek frustré Alaaji Man ne léegi affaire baa ngi nii du sama groupe WhatsApp ñun rappeurs sénégalais yi nañ xool nuñ def pour mun ci xool luñ mun a génnee luñ bokk te mënuñu ko séddoo ñu xool nan lañ koy defee
li nga xam ni mun na dimbale ay futures générations j'ai des générations parce que waxoon naa leen ni waajooju doon ji doomu tàndarma bi ñu koy reetaan mais ndakate moom da ko ji pour beneen génération ak yeneen génération parce que mi ngi lekk tàndarma boo xam ni xamul ñu ko ji woon donc Alaaji Man ne waaw ñi nekk ci waxtaan après ñoom gars yi génn waa ñoom Simon ci lañ jàpp ndeysaan ngaa ko blende ci problème boobu mi ngi fekk ñi ngi nekk ci groupe bi ba ñëpp di indi ay solution nañ def nii nañ def ne DJ nekk ci biir amul bàyyiwul kenn ñu dem ba ci biir ci mbirum xaalis la tase ba ci biir nag ñu ne léegi groupe bi comme adduna yëpp daje nañ fi nañ créer groupe bi mu doon maanaam ñu wutal ko këyit n'est-ce pas ay këyit valable mu nekk association des rappeurs du Sénégal association des rappeurs du Sénégal mouvement hip hop bi retrouvé wu ci lii donc lépp li nga xam ni ça va tourner autour du culture de la culture urbaine groupe bi moo koy gérer ak rendre ay compte et cetera Sénégal yëpp gis ci seen bopp ñëpp ne nice na ñu ne fonds yi nga xam ne Macky Sall mi ngi koy génnee di ko jox rappeurs yi dootul yem ci ngeen koy séddoo mais fii lañ koy teg ci groupe bi yambalang wutal ko compte wutal ko këyit xaalis boobu di jóge palais di ñëw ci groupe bi direct para dugg ci compte groupe bi 1,2 milliard ñu tabax ci ay salle de spectacle yu high level bien fait yu sophistiqué n'est-ce pas wut ay logistique wut ay baffle wut ay strat wut lépp wut ay fonds yi nga xam ni taggeurs yi ñoo koy defar graffeurs yi mu nice hip hop sénégalais bi gis boppam am salle boo xam ne spécial hip hop comme nu mu amee États-Unis comme nu mu amee France comme nu mu amee partout rap Galsen comme nee nañ mooy 3e mondial au moins mu am salle de spectacle spécial hip hop culture urbaine rappeurs yi di rap graffeurs yi di graphe breakers yi di break DJ yi di faxas public bi di applaudir ñu moomal sañu bopp sañu mbir rap boo xam ne 30 ans ba léegi amul salle de spectacle Sorano la ñuy dem ak Grand Théâtre fu mbalaxmaan yuuxoo fu taasukat yuuxoo rappeur ba ñëw wàll si ko rafetul bokk ak ñoom benn jotaay bokk ak ñoom ñëpp te dañ leen di xas donc hip hop bi dem di am doon benn genre industrie gis nga loolu nu mu naayisee ñu ne ñan ñoo d'accord ñëpp d'accord li xaalis bi léegi hip hop bi moo koy gérer dootul demati ay affaire individuelle ñëpp d'accord mu des nag ñi nga xam ni ñoo séddoo 1,2 milliard yi ñi séddoo 1,2 milliard yi ñooñu bàyyi gaa yi ci biir nangu ñuy wax nangu ñu tontu ñu ne nañ leen déglu parce que gars yi xam nañ ni kaymaa yaa ngi ci suñu biir mun nañ wax mun nañ ree mais bu desee lu dul jël ay décision kaymaa ya duñ nangoo ñàkk seen mbiru individuel yi pour collectif loolu laa ñëw di expliquer day déglu baax parce que li may wax ni ay seede ñi rappeurs yëpp seede lañ du ma wax lu nit di fekkewul ñëpp ñu ngi may déglu démb def naa live 80% du hip hop sénégalais woo nañ ma billahi wallahi wa taala partout vraiment merci Mollah waxal nga ñu Mollah nangam Mollah ngir yàlla di ma ñaanal rappeur yëpp la quasi totalité woo nañ ma di ma ñaanal ci li ma wax maa ngi leen di gërëm tamit di leen remercier mbir yi dama koy def pour yéen pour le hip hop Galsen parce que rap dafa am DJ dafa am ay animateur dafa am ay breaker dafa am ay danseur dafa am ay taggeur dafa am ay graffeur loolu yëpp das hip hop oui 300 millions la ak 300 millions ak 600 millions loolu la on a les chiffres exacts ak liste ñu financé fale ni yàmbalang information boo fa bëgg am ko donc lan moo waral groupe bi ñenn ñi nanguñu accepté
foofu laa jàppanteeg Simon ba suñ jonn yàlla tey déglu leen ma ne foofu laa jàppanteeg Simon ba suñ jonn yàlla tey ci groupe bi ñëpp di xaar gars yi Simon war a ñëw approuvé Alaaji Awadi war a ñëw approuvé ñoom ñoo yor ay structure soi-disant structure les gens aux pieds d'argile Matador ak structure am war a ñëw approuvé Awadi war a ñëw approuvé et cetera nangu ñu tontu ñu toog di xaar une semaine déroulé ñii xaar ñooñu rek ñëpp d'accord sauf ñoom une semaine ñu xaar gars yi tontu ñu ñiy woote waaye gars yi wax leen bokk wax leen 2 semaines ñi leen di xaar naan wax leen gars yi bañ 3 semaines gars yi bañ 4 semaines gars yi bañ 5 semaines gars yi bañ ñu commencé jël gars yi suuf gars yi doo leen wax ci affaire bi xaalis bii nii yéen nangu ngeen pour mu hip hop yëpp jariñoo ko wala yéen rek yéen a ko bëgg a jariñoo melomaan bi ci la bokk parce que tey jii sa waay boo toggee sa ceeb nu mu neex buñ ko lekkul da nga koy këpp te 2e jour bi boo defu ndànk doo togg ndax dañoo laajoon sëñ Bamba ne ko ñaay jàng xasaayit ñoom lan moo tax ñee toog fee di xoole mu ne leen ñay jàng xasaayit ña leen di déglu ñuy jàng xasaayit ëppalewuñ ña leen di déglu ndax buñ doon jàng te ñee kenn du leen déglu boo yow deful ndànk ñu noppi mu ne bu leen xeeb ñay lekk tamit bernde ya ndax bu ñuy togg ca waañ ba buñ joxeen ñuy lekk bernde ñëpp kenn lekkul boo deful ndànk ñu tuuri bernde ya kay jàng xasaay kay togg ak ka kay lekk ñoo tolloo képp donc quand je parle du hip hop des cultures urbaines je parle de tout des mélomanes des rappeurs des breakers des danseurs des taggeurs des graffeurs des journalistes hip hop et tout léegi ñu ne Rex joxe proposition ne est-ce que mënuñu def sax benn réunion spéciale boo xam ne grand théâtre ñëpp toog ñu xool lu jëm ci financement yi et cetera créer ay affaires créer ay salles créer nangam yëpp ñëpp joxe proposition yi ñëpp d'accord ñoom rek ñoo tontuwul ba léegi ñi leen di xaar ñay daw ñi leen di xaar ma ne Simon foofu laa kalaatee Simon nag comme moom dama ko yeb ma ne ko booy kaa leen ngeen wax ci mbir yi yéen mun leen fi nekk rek di lekk alalu hip hopeurs yi saa yu ñëwee ngeen ne ko warax seen burlu gi yëpp lu ñëw ngeen ne ko warax mais gars yi gore leen xaalis boobu ngeen di jël ci ay structure lu Macky Sall financé yëpp ngeen lekk ko ah fonds des cultures urbaines ministre de la culture lépp ngeen lekk ko kaay leen wax ci mu créé problème ci biir groupe bi man ak Simon jàppante mu tàng jër waaye yow lu tax may indexement bla bla ñu coow bu tàng léegi Simon effacé wu ci groupe bi daw génne boppam ci groupe bi ba léegi tontuwul génne boppam comme loolu noonu ma wax ko raayit boobu noonu mu indi coow boo xam ne boobu lañ gëj a wax nag ba nii mu indi coow boo xam ni coow bu metti le lendemain Simon ñëw dugg waaw man moolaa di def ay histoire man ak moom nee na ma nii man bu ma nee ko naa même après sax envoyé dama message sama WhatsApp di ma saaga moom wax na lii wax na laa kon nag man nag maa ngi dem rek ca Simon génn groupe maanaam dawee jaaree noonu sey groupe bi mu des ñëw awadi nga xam ne moom bu duggee ci groupe bi rek day sànni benn flyers am benn publicité concert am ñëw leen numbelaan ñëw leen fii kaa leen seetaan kenn du ko lijjanti du am sax ñaari kii donc mu des awadi des Matador représenté par Amadou Fall Ba ak yeneen si moom daw na génn groupe ba moom def na histoire ne man ak moom la seey na ba léegi réponse amul donc moo fi njëkk a génn seey y avait les fafadi tout le monde si moo génn seey créé benn genre faux histoire bu mu ñëwee waa booy yi yéen laay conseillé yéen booy rappeurs yi moytu leen c'est que moo laa li muy wax nii nangam ma ne ko yow génnal moo ñu sonal nga naan ay seen booy yow amoo looy conseillé booy yi yow boo yërëmoon booy yi xaalis duñ ko teg nga warax ko da nga koy jox booy yi gëmoo booy yi moo tax booy yi faalewuñ la sax booy ils se sont créés eux-mêmes ay phénix lañ ils se sont créés eux-mêmes créé woo benn booy yi kenn dégluwu la yow booy yi nawloowuñ la sax ba lay déglu mu naan day conseillé booy yi baa ngi nii damay dem nag mais balaa maa dem dama leen di conseillé bla tëj góor génn léegi groupe boobu nag noonu la tasee
ndax ñii nii may wax vampire yi ñoo ko tas parce que ñoom rek lañ soxla woon ñu valider idée bi gars yi nag ne léegi nag nañ dem wuti kayit ñu wuti kayit Alaaji Man xam na affaire yi au school la yàgg na ci game bi xam na nu ñu amee kayit ak a yomb comme extrait de naissance rek du dara pour am ay kayit association donc ñiy xaar 1 semaine 2 semaines 3 semaines 4 semaines 5 semaines gars yi di xaar gars yi nga xam ni ñoom xamoon nañ nii fii lay mujjee commencé di gedd om si jël ma om séréré Omar Ben Khattab BMG na ma gars yi duñ tontu de Alaaji Man bu yeboo mu xam ni ñii vampire yi balaa ñu ngay génne alalu rappeurs yi ñuy lekk ñaq baadoole yi ñuy lekk balaa ñu cee jot ñii nii seen bakkan lañ ci teg ma ne ko loolu moom c'est sûr groupe bi moom Alaaji Man daa xaar ba xaddi ba groupe bi kenn dootul wax toog nañ 4 semaines yoo xam ne kenn neewul salut ñi déglu gars yi rek ñi yor structure yooyu nga xam ne ñooy lekk suñu xaalis mooy ñu may wax mooy gang bi mooy lobby bi mooy bandi yi Alaaji Man daa mer dafa toog mer rek xam nga Alaaji Man blood fire rek supprimer groupe bi boum groupe bi seey supprimer amoon na ñeneen ñi ci nekk nag ay ñi nga xam ne newoon nañ ci groupe bi di créer di kii ak yooyu nekk ay administrateur Alaaji Man daa xëy rek supprimer groupe boobu parce que bëggul ko yëpp créer ay affaire ñëpp d'accord ay nit yoo xam ne benn portion bu ndaw lobby bandi yoo xam ne sàcc yoo xam ne vampire assoiffé yoo xam ne nee nañ mukk Awadi Simon Matador Malal ñii ñoo yor structure ak ñi ak cogg yi wër taxawaalu ñu ne mukk duñ nangu duñ accepter duñ valider Alaaji Man ñooñ booy dañ ko yeb nii Alaaji Man bu may rab bu taxawee booy kenn ñoom ñëppay say kenn ñi mawu ko ci Alaaji Man ne man sax maa ngi bëgg a ñàqal sama bopp fayda rek delete groupe bi ne jabar ji vraiment am nga dëgg ci man quoi neexul ba neexul mais les rappeurs là c'est des vrais animaux un animal nag des chiens kenn mënu leen dimbale ay xaj yu enragé œillère rek nga leen di takkal nii ay œillère ñi nga xam ni nag laay wax ñi nga xam ne ñoom ñooy lekk fonds yi te nangu ñu ñëw te bañ ñooñu ne ni mukk ñëwuñu Alaaji Man di leen groupe bi donc jàpp leen ni ñii ñoo tas suñu groupe bi mooy lobby bii demoon palais lobby bii demoon palais ñoo tas suñu groupe bi Simon moo njëkk a génn ñeneen ñi ñoo fa newoon kenn approuvé wul ñu tas groupe ba tak ci la xaalis ba wadd parce que xaalis boobu lañ bëggoon bu mu demaat ci loxo gars yi ñu créé affaire bi vite fait xaalis bi ñëw ci groupe bi ñu créé ay salle de spectacle jënd sañuy sono defar sañu affaire yoo xam ne hip hop bi day indépendant day autonome moomal boppam xaalis boobu def nañ lu ne mais gars yi lekk nañ ko warax lañ ko def rek xaalis ba wàcc tak culture urbaine génne affiche yi ne ñii ñoo jot financement yi mooy kaymaa yi ma leen wax Simon dóor ay 10 millions Awadi lekk fa 10 millions Matador dóor fa ay 10 millions Malal lekk fa 10 millions ñoom ñu séddoo millions yi ñooñu séddoo millions yi xaalis ba ne cas seey ñu lekkaat ko ñooñu ñoo demaat encore pour une deuxième fois déglu leen de c'est pas la première fois pour une deuxième fois ñii nii nga gis nii xam nañ yoonu palais bi de pour une deuxième fois ñoom ñoo demaat palais ñii demoon nañ palais c'est pas la première fois parce que xamu leen ko ñun rab bi xam nañ ko ñii dañoo xëy rek ñu gisoon leen boo gisee gars yi di aalu nii c'est pas pour rien parce que dañoo sonn dañoo mujjee dem ba nga xam ni kaymaa yi nii duñ dégg duñ gis xaalis rek lañ gëmuñu rab bi amuñu talent munuñu xamuñu dara mais xaalis bi moom dañ koy jéem a lekk allah kulli al xaalis boobu ñu ne ko warax ñooñu ñoo demaat ñooñu ñoo demaat démb
nga xam dañ ma woo ci ñoom am ñu ma woo mais laaj naa question yoo xam ni ba léegi tontuwuñ ma parce que nee naa leen yéen ban légitimité ngeen am ban légitimité ngeen am ba saa su ne yéenay dem palais ban légitimité ngeen am pour saa su ne yéenay dem palais kan la parce que yéen seen papa moo liggéey fii wala seen yaay moo fi bàyyi mbiri wala yéen da ngeen dàq nit yi rab wala nit yi da ngeen leen ëpp xam-xam wala nit yi da ngeen leen dàq ëpp vision lan moo waral yéen ñii yéen seen taabu ndaw bi les G7 lañ leen di woowee G7 ñooy liggéey ak mairie yi ñi ngi ci gouvernement bi ñi ngi ci dil yi G7 lañ leen di wooyee ñu ne leen lan moo tax chaque jour bu ñu nee rab rek ngeen dem yéen ma ne ko lan mooy seen légitimité kan moo leen yónni kan moo leen yónni pour ngeen waxal au nom du hip hop waxulu leen pour seen bopp vous êtes parti parler au nom du hip hop pour la deuxième fois ñu laaj leen ko kooku ma laaj ko amul tontu ma ne ban légitimité ngeen am ma ne amuñu benn légitimité ma ne ko lan moo tax yéen rek ay dem palais est-ce que xam nga ni bopp yooyu ñoom rek ñooy dem palais ñoom rek ay lekk xaalis bi mu ne ma loolu xam naa ko bopp yooyu ñoom rek ñooy lekk xaalis bi kon loolu lobby la mu nangul ma ni loolu c'est vrai lobby la bu am yónniwuñ leen yabaluñ leen yëguñu ko tinuñu rap sénégalais bi am na ay millions wu nit boo yi rap ba dindi fellu ba foog nga lim bi foo dem am nay rappeur sénégalais booy yoo xam ne duñ leen xeeb ku la dàq rap nga dema kii la man bu may xeeñ rap maa ngi nekk Tamba ci àll ba rappeur bu ñëw Tamba ma dajeek yow ci freestyle danaa la bàcc ba nga xam ni Iba daf ma doon wax naan mooy looy def fii gars yi ñëwal town Iba daf ma ko doon wax loolu ñëwal town gars yi bul yàq sa aar ñëwal town gars yi boobu maa ngi ci underground bi di dund underground bi di ànd ak Iba ñi dem ay hydraulique bu Tamba ay cousin am ñoo fa nekkoon man Iba Keyti ñi dem hydraulique Iba di ma wax ni ma ne ko Iba mu ne waaw ma ne ko jaan bu matagul warul génn damay xaar ba doon cobra wala bowa doog a génn nga xam ne lu ma jot lekk loolu laa ko tontu woon mu jël sama numéro ñuy déggante all time léegi bu ma ko laajee légitimité bi ngeen am pour dem di représenter hip hop amul tontu bi lan moo tax yéen rek ay daje amul tontu bi lan ngeen fa wax mu ne ma président de la république dafa am ku ñu woo ministre la wax na ma turam nag quoi dafa am ku ñu woo ministre la ministre bi moom moo leen woo ne leen président dafa bëgg a waxul ne yéen de président dafa bëgg a dajanteeg les acteurs des cultures urbaines les acteurs des cultures urbaines président dafa bëgg a dajeeg yéen pour waxtaan donc ñoom ñu négocier comme noonu lañ seen affaire gang boobu ñu daje dem fa bu ñuy dem waxuñu ne dañuy dem au nom des cultures urbaines te bu ñu leen di wax dañ ne président dafa bëgg a dajeeg des membres des cultures urbaines des acteurs donc quand il parle de culture urbaine le président n'a pas dit indil ma xumaan indil ma awadi indil ma matador indil ma comment dirais-je malaltaal waxul loolu toujours ces mêmes têtes là ñu connecté ko ñoom ci seen biir raaxaale ci dip pour bu mu ñaaw peinture ci dip ay vampire assoiffé lañ dañuy seen gémmiñ chaque jour dañ koy jéem a raxas wommeeku ñu dugal ci dip dugal ci sama rakk ji OMG ndeysaan xam nga ay gone lañ ñu demoon yëpp mat nañ leen papa laa la wax ay mag lañ ñu yóbbu leen ñoom xamuñu ay xale lañ c'est des new school xamuñu mafia bu am ci game bi dañuy dégg rek parce que jamono yooyu ay xale lañ boo ko génnee ci ñoom
ok je vais suivre ngeen baal ma da ngeen may signaler rek bu ki nekk nit di gré rek da ngeen may signaler ma effacé ko ñu jàll. OMG ak DIP duñ ci dara man après dinaa wax ak ñoom ci li ma xalaat parce que ñun yàgg nañu ñii mag bu la gën a yàgg ci néeg bu lëndëm moo lay wax ni ngay toogee ñun yàgg nañu ñii te xam nañ leen seen jikko dañ lay ree ay bëñ fekk bëñ weex na loolu waaye dereta ko lal donc ñoom ñu dem buñ demee teg seen dil nee na président Sénégal moom nee na ma président 15 minutes la leen jël bu ñëwee président ñoom la njëkk a bàyyi ñu wax comme dañoo bëri woon moment bi président bi di jël woykat yeeg lu mu tuddati communicateur traditionnel yooyu ngeen gis noonu ñoom Mbaye Peex ak ñoom Ablaye Mbaye yeeg ñoom kee gaayoo noonu noonu buñ jëlee ñooñu ñoom lañ jël maanaam dañ leen boole ci groupe communicateur des communicateurs traditionnels lañ leen boole rappeurs yi ak communicateur traditionnel ñoo bokk benn audience palais ñii dañoo dugg ñuy génn ñoom ñoo bokk bu muy jël politique dafa jël Y'en a marre ci politique bi dafa jël Idriss Seck jël Ousmane Sonko jël Y'en a marre mooy politique bi jël politiciens yi woo Abdoul Mbaye lànk ne ko soxlawuma ñëw coronavirus la dañuy moytuwante mën naa la bindal benn télégramme yónnee la ko comme affaire coronavirus rek ngay wax ak ay unité ak yooyu loolu mun naa ko soxlawul may toog donc le gars a rejeté donc Macky Sall lu mu def da ko xam de dafa jël ñiy politique dajale leen Y'en a marre de politique mu dajale ko moom ñoom Sonko noonu ñëpp ñuy politique jël ñëpp ñi nga xam ne folklore bi mooy woykat yeeg ak communicateur traditionnel yi mu boole leen foofu la dugal rappeurs yi foofu la dugal rappeurs yi xam nga boo dégloo rek ñu dox la proposition bopp yi ñi ngi fi bopp buy génne lii am na proposition du jeex wax naa ko léegi bu ñu sonnal nag bugg ku lay tontu du ma tontu de bàyyil say note rek après dinaa la tontu fii loo fi wax ñu tontu la causé wu fi benn question bu ñu jommal mais munoo yàq sama suivi dafa am lu ma préparé teg samay cahier teg samay bii da ngay may ma toj lépp après bu ñu yegsee ci yow ma tontu la mais munuma bàyyi li may wax amoo légitimité boobu noonu bugg la tontu force non 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 amoo légitimité boobu añ musul jox ba nga jox ma ko reer musul jot ba nga jox ma ko ndox musul man mar ba nga jox ma ko donc da nga may déglu boo buggee mais munoo ma changé dama am nu ma topp di ko toj da nga may déglu mais munoo ma forcé ne ma waxal ci li ma bëgg nga wax déedéet man du ma doxee noonu du ma doxee noonu du ma doxee noonu da nga may déglu parce que dama ko préparé yenn yi ma bind ko sama portable j'ai pris mon temps te yow ak say junni morom yéenay déglu donc may ma rek ma wax par respect yéen rappeurs yi foo leen dem wane fa seen bopp yéen melo foo leen dem wane fa seen bopp tout le Sénégal écoute donc da ngay déglu foog nga wane fa sa bopp ne benn ñebbe ci biir cin capp ñam capp yéen mun leen toog xanaa moo tax rab dafa jege rab da ngeen rabe rab comme ay rab foo leen dem wane fa seen bopp ñëpp donc le président jël leen en audience ñu dugg si président 15 minutes la leen may 15 minutes dañoo ñëw toog ñoom ñëpp nag président ne neen def gaa ne wa ñu ngi rek monsieur le président dama lay wax li nga xam ni man kenn ci ñoom moo ma woo ak gaa yu bëri ñu bëri nag woo nañ ma ku ci nekk ci ñoom say représentant presque woo nga ma ñu toog président bi ne waa na ngeen def non Macky Sall bandi la nag na ngeen def ñu ne waa ñu ngi fi rek waaw président yëpp ngi jàmm waaw président ñoom la bàyyi ñu wax yow xanaa ku la woo wax la président déglu leen ku ne na way monsieur le président ñun moom coronavirus bi nga wax ñun xaaruñu ci kenn def nañ ay publicité def nañ ay sound def nañ lii def nañ laa takkal nañ fii dóor nañ fee teg nañ fii dil wax nañ fee ñun kay ñëpp ñun la ñuy déglu ñu ngi rajaxe Sénégal ñu ngi koy bombardé ñun kay ku xamul coronavirus xamal nañ la ko ku ko yëgul gisal nañ la ko ku ñun kay doon ay tradipraticien doon ay escroc commencé ratatati ku la dàq wax nga ne ma kii la ku ne def naa ci sound wax naa ci nee naa corona moytul nit yi may bàyyil Sénégal bul ko laal bul ko jege bul ko laal bul ko jege ku nekk ne def na ci
donc président bi déglu leen invité leen ba pare déglu leen de ku ne di ratatat def naa ci son wax nañ ci mu ne leen président bi déglu leen 15 minutes la may ñoom rek xam dañoo bëri ku ne wax président bi ne waaw maa leen di remercier yéen ñëpp comme ni ngeen ko waxee comme ñëw ngeen fii te tamit xaaru leen ma ci dara coronavirus bi def ngeen ci ay sound c'est bien et tout ça man nag damay pare jël ay prérogatives et pour jàppale askan wi dimbale leen et tout continuer leen di leen exhorter aussi rab bi maa ngi leen di suivre yéen a ngi def lu rafet macha allah alhamdulilah président bay wax de ay information nag laa lay wax ne da leen di féliciter ci musique bu ñuy def ak yooyu ak publicité yi ñu def ak ay promotion ak yooyu waaw président bu ñu defee lii bu ñu defee laa bu ñu defee laa président ne leen waaw maa leen di gërëm maa leen di remercier maa leen di nangam maa leen di nangam te ndeysaan awadi bu muy rab booy président mi université di jàng maa leen di gërëm bu ginnaaw ba leen gërëmee sant leen ci promotion bi ngeen di def ci sensibilisation bi ngeen def 15 minutes la leen may waaw donc lan mooy seen li ngeen gars waaw monsieur le président ñun kay dañoo impacté wu parce que gis nga Dip war na def 495 concerts dans l'année mais coronavirus bi tax na Dip mënu ko def xam nga man awadi nag waroon naa def benn en Espagne benn en Australie benn en Belgique ak 7776 concerts yi ma waroon def donc lépp dama impacté wu ku nekk di ratatati di duul dama impacté wu rek ngay dégg président bi déglu leen ne leen ngeen jégal ma nag bu ma effacé ku def benn commentaire maa ngi lire bu ma effacé boo bindaatee leneen rek dama lay bloqué n'est-ce pas j'avance damay mettre en quarantaine waxoon naa ko entre guillemets baal leen ma képp ku nga xam ne gis naa da nga am corona mind dafa am coronavirus dañuy wax ay bët ay bakkan ak ay gémmiñ dafa am ñu am corona mind nag ñooñu dañoo infecté wu te du ma nangu ñu infecté kenn ci ñi nekk fii nii di suivre képp ku boo gis nga corona mind nga dama lay mettre en quarantaine c'est-à-dire de te bloquer immédiatement corona mind du ma ko nangu parce que man nangu naa jëmm ju tilim xel mu sell mais nangu ma jëmm ju set xel mu tilim loolu nangu ma ko nangu naa jëmm ju tilim xel mu set mais nangu ma xel mu tilim jëmm ju set mooy jëmm nit ji ko mala du ma leen accepter je peux pas awma démocratie boobu du ma ko accepter les imbéciles je négocie pas avec eux je les mets en quarantaine immédiatement et j'avance soit c'est clair on avance donc bu ñu waxee seen soxla ne ñoom dañoo impacté wu bla 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 président bi ne ok donc comme ni ngeen ko waxee rek bon fonds des cultures urbaines et cetera donc voilà comme maa leen waxoon loolu dinaa génnewaat incha allah 600 millions yu ma leen di faral doon jox après ngeen xool li ngeen def ku nekk mais da ngeen di def récapitulation yi conseil yi ngeen waroon def ngeen perte ko te defu leen ko gauche droite tout ça ku nekk def benn projet affaire projet ku ne def projet après ngeen génne ko après ngeen yónnee waat ma ko ngeen jaarale ko ci ministre bi leen contacté woon naa ko jot ma xam ku ci nekk ñaata nga perte ci moment corona bi ñii dinañ ne 50 millions ñee ne 75 millions ñee ne 207 millions ku nekk dina def ñu corona da ngeen may signaler ngir yàlla signaler leen ma ñu corona boo leen gisee ko coronavirus corona mind signalé leen ma tel ko mettre en quarantaine sinon seen sécurité est en danger am na ñoo xam ni man yàlla sax mënulu leen dara du man maa leen di jéem a mënal je les mets en quarantaine s'il vous plaît koo leen gis mu corona mind signalé leen ma ne ma am na ko corona mind mi ngi nangam bu ma ko gisaatee je l'efface j'en ai rien à foutre de vos idées allez le dire à Macky Sall yoruma seen nguur yoruma seen xaalis yoruma seen compte banque j'ai pas de compte à vous rendre vous écoutez ou bien vous zappez à vos occupations je ne suis pas là pour vous du ma seen baay du ma seen yaay du ma seen maam du ma seen nijaay te du ma seen doom it je ne suis pas là pour vous j'ai pas besoin de vos idées
absolument allez le dire idées yi ngeen am ngeen wax ko seen doom yi wala seen baay yi wala seen yaay yi soxlawuma ko des idées négatives des idées trop négatives vous n'êtes pas bon pour la société ay coronement ngeen baaxu leen ci kër baaxu leen bàyyi ci biir àll man je vous écoute pas j'ai même pas besoin de vous écouter wasalaam on continue donc Macky Sall na da leen di yónnee encore 600 millions pour ñu séddoo ko ku nekk na def ci lañ génnee calculer ni dina am ñoo xam ne ñoom duñu leen may jàmm ci lañ woowee nit dof ne ko donc gis nañ président déjà dugg nañ représenter culture urbaine te waxuñu ko rappeurs yi 1 million de rappeurs et quelques ñi ngi partout ñi ngi ci monde bi ñii ñi ngi France ñii ñi ngi États-Unis ñoom Chifa yi ngi States Slam Revolution lu ñu fa deful amul Sicap bu xamee rap c'est Slam Revolution underground hip hop rap hardcore ay ñoom Gladiator ñi ngi Europe ñeneen ak ñeneen ñi ngi Australie ñu war a ñëw rendre compte déjà dugg nañ palais te rendre compte benn rappeur di représenter rappeur am na ay jigéen tamit ñi ci ne donc rendre ñu compte ñu retourner encore génn ci palais bi dellu seen kër yi ne tekk rendre ñu compte c'est pas du respect là c'est pas du respect pour le hip hop sénégalais duma dem di gis Macky Sall di wax au nom du hip hop génn te yëgaluma leen duma dugg ci palais bi di wax au nom du hip hop te yëgaluma leen ñoom ñëpp dem ñibbi sans rendre compte wax ak kenn ci télé bi lañ ko gisee ñëpp ne jaxaran gis télé bi bu ñu woowee nit dof ne ko defara projet xam nga pour yow concert yi nga war a def impacté wu fii impacté fee duul dajaleel yow nangam nit dof lànk ne man duma duul di dajale soxlawu ma ko alalu riba instant yi am na ñu gën a impacté ñoo xam ne ñoo mérité lekk ko du ñun ñoo mérité lekk ko donc jox leen ko ñu ko mérité même MC Leda mi ngi woon ci groupe boobu donc nit dof répondre leen loolu parce que ñi ngi calculer ni bu ñu defee loolu nit dof da leen di kalaate man musuñu def deal te kalaate wu ma leen li ma leen di kalaate sax nit dof du leen ko kalaate donc ñi commencé teg deal di jël ñi nga xam ni dañoo jàpp ni des prétendants danger pour seen xaalis bu ñu nar a lewal ñu commencé leen di woo benn par benn woowuñu rek stiré woowuñu keneen de ñu woo nit dof xool bu ma fa newoon dinañ ma woo parce que démb woo nañ ma di ma rendre compte lii lañ def parce que xëpp naa ci kaan te xamoon nañ ni maa gën a tàng nit dof fukki junni yoon ak juróom-ñaar maa ko gën a wexat ku ma xam ci rap bi xam ni ci wex laa ne wex bu ma jëlee micro ba léegi bu ma nee bëri Sénégal njëkk ma déglu la mu wax saaga laa def hip hop Dakar maa def fokk loolu laa njëkk a def Sénégal ñëpp di ma déglu premier mot bu ma njëkk a def ci rap Galsen saaga la hip hop Dakar maa def fokk fukki town wër ngël jokkoo ne buggi down jël donc aal googu ma yor aalu Tamba boobu aalu Kaolack boobu aalu tàngoor googu laa njëkk a wane ci hip hop ku déglu aw kii kan la mais ki tàng na de kon donc man nii lañ ma ñi ku ma mus a xam nii nga ma xamee amul caaxaan dama koy wexal xatt ni niim dañ na corona bi nii ma koy faj dama koy wexal xatt ni niim maa njëkk premier mot bu ma def ci rab bi saaga la hip hop Dakar maa do fokk loolu laa njëkk a def donc bu sénégalais dégloo ne nañ kii il est radical kii dafa dof ma ñëw sama aal xasaw xunn tàng jël sama bopp bi def ci ay éponge ñu ne ma lan la mën a man wëndëng laa nitu mbedd man du ma fanaan ci kër ci ay matlaay usé laay fanaan bu ma yeewoo matlaay mooy takk sama bopp bi daana dem concept boobu nag ma ne yee SDF wëndëng foofu laa génnee wëndëng dama doon def ay éponge yu ma daggate sama bopp bi jaxase ko nii maa ngi amoon ay karaw nii afro jaxase ko xoolal 2STV dama ñëw gars yi nag waa kii kan la bu jumaan bi nag ki dof bi fu mu jóge nii gars yi ne non kii sañu élément la loolu la leen gars yi tontu 2S dama ne burux gars yi di daw foog ni ñoom benn dof moo dugg biir 2S mooy kër gi bu muy def émission 2STV bañ naan leen yéen seen antenne yeeg yooyu boobu man dugguma dama ñëw gars yi daw man leen yee ñëw da ngay dindi éponge yi peñewu ma ne non du ma peñewu gars man ci mbedd mi laa bàyyeekoo street bi laay teewal SDF yi ñu ne ci mbedd mi wëndëng taxawaalu kat damay wëndaalu rek ci éponge yi laay fanaan gars yi ne non kii non waaw
gars ne non il faut nga dindi affaire bi après dañ lay peñe après ñu puudar la man leen góor ak puudaru gars ne non parce que lumière yi musuma puudaru musuma dugg ci télé puudaru man Mollah Morgun je préfère bàyyi émission bi que puudaru non lumière yi nanga man leen du ma puudaru du ma góor yàlla buy puudaru gars yi ne non kii nag dof la boobu maa ngi dund ay concept yoo xam maa ngi ci ay dimension yoo xam ni gars yi xamuñu sax Sénégal dañ doon am lu rappeur mais man maay rappeur bi maa leen gën a xasaw ñëw ak samay éponge ñu ngi daw puudaru man leen du ma góor buy puudaru jigéenoo yelloo puudaru ñu ni kaay ne Mollah tekk ndànk Mollah yow da nga tàng de yow gars yi li man leen waay maa ngi nii sama dund la moom musa nekk ci man donc ci kaw loolu gars yi nekk ci ay deal ak ay mafia donc buñ demee ñu def kalaate leen ñuy wër di waxantoog di kii di nangam ma ñëw xëpp ci kaani ma ne pour duñ leen bàyyi ñu lekk ko buñ ko seetaanee dañ koy lekk maa la wax loolu nag ku lekk 300 millions lekkaat 300 millions lekkaat 600 millions ñu bëgg la joxaat beneen 600 millions da nga koy dërëx warax donc c'est des sanctions maa leen defal texte boobu des sanctions sans sous qui mettent sans dessous entretiennent la grisaille et le flou c'est la race typique de redoutable filou maa leen ko bindal tey des sanctions mooy suceur de sang des sanctions sans sous qui mettent sens dessous, entretiennent la grisaille et le flou, c'est la race typique de redoutable filou. Allah ji boo bàyyi woon awadi 50 ans mënul bind lu mel nii léegi dama toog nii rek joobukaay un cartel de sanctions sans sous qui mettent sens dessous, entretiennent la grisaille et le flou, c'est la race typique de redoutable filou. Des sanctions sans sous amuñu xaalis. Des sanctions sans sous qui mettent dessous, entretiennent la grisaille et le flou, c'est la race typique des redoutables filous. Charlatan oh am na ko virus fii xaaral ñu yóbbu ko quarantaine dem na. Charlatan, chenapan, s'agissant, feignant la joie, il sourit tant. Politicard invétéré politique art dañuy politique di art seen art yëpp politique la déglu charlatan chenapan s'agissant feignant la joie il sourit tant politicard invétéré ils refusent d'enterrer leur querelle d'intérêt au Sénégal comme des moutons des rappeurs sont immolés au nom d'une cause qu'ils ont ignorée un cartel de sanctions sans sous, qui mettent sens dessous, entretiennent la grisaille et le flou, c'est la race typique de redoutable filou. maa leen ko jox ñoo yóbbu naa ko quarantaine ñu avancé. Awadi est un escroc ñëpp ñum liggéeyal dil na leen Awadi teg na fi dil degeti Awadi laaj leen ko ana poto Awadi liggéey na fi Craven A lépp da koy dóor Craven A cigarette bañul dara Awadi moom sàngara day jël day publicité capote day publicité cigarette day publicité lu ñëw day dóor Craven A ak Awadi Marlboro ak Awadi excellence ak Awadi poto Awadi jóbbu leen ci poto taxal leen rëpp bàyyi leen fa dem yoonam Ouz Kaana gagné na fi ay affaire booy kaw la kenn déggatu ko ënd chifaay ci affaire yooyu Craven A kenn déggatu leen Taïs Carlou D ñoom xumaan ñoom seen suley ñëpp gis ana awadi vrai diablotin la vrai dëmm comme liggéeyal tey suba dalay lekk ba nga jeex tak buveur de sang la day naan sa deret ba nga wow koŋ ba nga squelettique mu bàyyi la fa dem yoonam te lépp lay liggéeyal nag gëmul dara Craven A Marlboro excellence poto
Carlou D ñoom Taïs ñoom Njaaya ñoom Xumaan ñoom Baye Souley comme dilal lekk la comme dilal warax la buveur de sang Nescafé Awadi Nescafé très bien Malboro Awadi bàyyiwul dara day mu encaissé doxot mu encaissé puub mu encaissé biir buy daw mu encaissé moom daal biir bi moo tax biir bi nee na fat taxaw vrai vampire Awadi je vous conseille moytu leen di naan sax da ngeen di jege Awadi bienvenue à poto poto yóbbu ne leen poto poto takkal leen répp ak day bàyyi leen fa dem yoonam ñun xam nañ Awadi ñun on connaît bien qui est Awadi un vrai vampire assoiffé de sang Nescafé Awadi Marlboro Awadi Excellence Awadi Craven A Awadi poto poto Awadi Vitale Awadi un vrai buveur de sang un sangusu sans âme ni foi Vitale kaana yi oh bro am na koo xam ne boo Fesman maa ngi ñëw Fesman Awadi moom mooy le plus grand dealer Fesman bi ay millions la dóor moom ak Aziz Dieng ay millions moom ak Aziz Dieng ay millions laa la wax te sa même Awadi nag mus ngeen koo gis ci ay marche Awadi ñëw Guy Marius Sagna bu ñu ko fi tëjee mus ngeen gis Awadi kii waaye nañ ko génn ci mbedd yi di kii Awadi du taxawaalu yooyu Awadi fu am xaalis rek lay dox kaay ma rey la lekk la rek ngay gis Awadi Fesman Awadi dóor ay millions rappeurs yi mu fay leen ay benn million ku ci nekk mu fay la benn million moom dóor ku ci nekk lekk na ci yow 50 millions dil yi mooy dilu national yi bokkul ak international ay Oxfam ak ay francophone ak yooyu yeneen la yii mooy national bi moom ak Aziz Dieng détourné ay millions du nitu principe amul ay valeur ñoom xam lan lañ gëm kalan palan jalan li mooy seen dil déglu leen de palan kalan clan plan jalan mooy jinne yi ay affaire bu mafia rey nit yooyu kalan palan jalan dañuy teg seeni plan seen clan dóor ay plan wut ay sëriñ Mollah Morgun mi ñuy sonal dóor leen ko ay missile wàcce leen kële wàccel kee nangam naa ay jalan ñoo gën a garaaw jalan yi clan plan jalan noonu la ñuy doxee man li may def je le fais de manière désintéressée soxlawuma ci dërëm dama koy def te yàlla tax Awadi mun na lekk malal mun na ko warax musuñoo juboo sax dañoo bokk G7 bi moo tax mais dañoo yàgg xeex ñun defoon nañ fi sound man ak ñoom malal ak gars yi yub boo xam dañoo defoon sound di sa malal sax moo doon saaga Awadi sa biir ba ngandee bii xaw ma lan ak lan maa ngi koy fàttaliku defoon nañ fi sound même malal moo doon saaga Awadi rek la bañoon léegi nag dañoo bokk deal lañ ko dugal ci G7 bi moo tax muy négocier ak moom te bàyyi leen démarche individuelle yooyu dem au nom d'un groupe d'individus te yëguñu tinuñu ñi ñooy G7 bi ñoo nekk tam ci mairie bi di gérer alal gi te rappeurs yi amuñu fulla amuñu fayda toog gaal seen muy metti ci ñoom dëgër ci ñoom wow comme ne fer ni pentax dëgër këk lu tafaat noonu noonu taf noonu di wax naan giri zam exorcise dëmm yi xaal weñ overdose rappeur sénégalais xal weñ overdose lañu dund xal ak weñ overdose tàng lañu def yoruñu dara lu dul ay texte ay milliardaires en texte lañ poche yu vide ñii ñooy lekk alal gi
bugg leen soppi ay xaj ñu topp ci di daw boo dee jigéen dañ lay laal doog laa jox boo dee góor ñu ne la nang nga doon cogg nga ne waaw nang nga wër di ma fenal nga ne waaw nang nga foo toll di ma défendre nga ne waaw ñu ne la kaay jege si boo dee jigéen dañ lay laal dañ lay produire ngay jaar studio ñu lay tëddee dóor rek dóor boo sàppee ñu ne la noo xam nga rek jàppal la benn album boo xam ne dañ la koy téel condensé la ko téel la ko 1 an di la yeexal en attendant ñi lay laal rek ba ngay sàppi album bi dañ koy dugal ci studio bi mu nekk ci ordinateur bi duñ la ko génneel nag parce que buñ la ko génneelee nga daw di en attendant nag ñu bàyyi ko ci studio bi mu nekk ci ordinateur bi ngay jaar chaque jour waaye doo dugal benn doo déglu bi saa yooyu ñëwee rek ñu raay laal ween ya kii ñu dóor la nga dem boo leen sàppee nag ñu am beneen bu bees ne dañuy produire beneen jigéen xamal ni pare nga noq nañ la ci biti moo tax pour nga gis benn jigéen génne album au Sénégal c'est rare c'est trop rare 90% pour nga gis benn jigéen Sénégal self-made man génn album c'est rare ñoom ñëpp nag seen album yi ñi ngi ci biir studio yi mais duñ ko nangoo génne donc comme nu ma ko mën a waxee awa saf dëxin ndaat saay mista saqata mëqata bëqata baara mbay ñoom xumaa nag ñooñu ñëpp ñii ñoom awa di ñoo leen coiffé musuñoo produire kuy rajaxe àdduna koo gis tey da ngay gis aux États-Unis Dr. Dre ñoo ñooy ndaanaan ñii ñooy gor produire 50 Cent kalaate rajaxe monde bi go shorty rajaxe affaire bi ne non am naa groupe ñu ne ko ñan la mu ne G-Unit léegi comme man def ngeen ma milliardaire ma bëgg a produire G-Unit génn G-Unit produire G-Unit am ay millions ñoom ñëpp doon ay superstar mais ñan ñoo leen génne Dr. Dre Aftermath ak Slim Shady Eminem mooy Slim Shady Dr. Dre mooy Aftermath ak Slim Shady ñu booloo génne 50 Cent claté génne groupe am G-Unit lekk xaalis D-Squad bi nga xam ne mi ngi groupe bu Eminem la Eminem rek lañ xamoon ñëpp naa Eminem waay ñi ñoo gore non kaana yi dañ ñu jàngal ba sonn mais booy jàngal ay bet moom te xamuñu duñ mus a xam Eminem ne leen am groupe ñu ne ko ñan la mu ne D12 man Eminem bu ma existé ba ñi may wax xam nga kan moo ko waral mu ne Proof you know man fans Proof la koo xam ne day liggéey ak moom rappeur la Eminem day dóor concert di seetaan Proof te man ma dégloo Proof sax gisuma lu yéeme mais Eminem pour mettre en exergue Proof doomu ndayam bi ki muy rabal mu ne Proof moo ma def rappeur Proof moo ma fekk ci ghetto bi def ma rappeur Proof mooy moo mérité li ngeen may taggee D12 waaw awa saf dëxin ndaat saay la awa saf dëxin ndaat saay donc Eminem génne D12 moo taxit ndeysaan D12 bu Proof dee bu mu demee ci boîte bi ñu dóor ko bal fetal ñoom ñooy gangsters yi ñu dóor ko bal fetal Proof Eminem dafa dof Eminem toog 2 ans kenn gisu ko Eminem di jël ay Valium di nalaw ba ñu naan Eminem drogué Eminem dee na parce que xam nga kan lañ rey Proof lañ rey Eminem mel ni dof Eminem année boobu noonu dafa génn bu mu ñëwee dafa ravager lépp luy prix luñ teg États-Unis Eminem rajaxe ko lépp luy prix meilleur album meilleur rappeur bu mu ko génnee ñu ne ko Eminem koo ko dédicacé mu ne Proof rest in peace Proof li yëpp yaa ko moom bu dul woon yow du ma exister kan ngeen gis ci rap sénégalais bi kan wax leen ma ku ngay dem ci ab groupe ñu kii na la kii moo tax ma nekk kii moo ma def
mu dee ma dof amatuma jàmm loolu da nga koy gis ci rap kaane bi every day all day every day all day every day all day boo bëggee gis hypocrite dem ci rap sénégalais bi jàppal rappeur na ko xuus jàpp ne ci hypocrite la buñ sax sonn buñ ñëwee dañuy xool gis ay jikko hypocrite ci moom ces gens là ils méritent rien xamuñu sax culture représente gëmuñu ki ma sere moomuñu ko ab mbir bu ñëw la dab leen rek xamuñu ci dara maîtriser wuñ ko ku la gën a ingrat rappeur sénégalais la ku la gën a ingrat trahison fen soxor man bindal naa fi ay rappeur maintes fois ay texte barke alxuraan ñu taxaw di dédicace seen texte di waxuñu ma benn jour am benn wu leen di jël waa ji wax nu mu joobee album bi yëpp ma ne ko pourtant recognize bi ngay dégg ci rap bi recognize xam nga lan mooy lan mooy reconnaître la valeur d'autrui reconnaître la reconnaissance de l'art de l'autrui de l'autre kaana yi dañu romb quoi ñu fi jot a xam rap sax mooy ñu doon déglu kaana yi bu weesoo loolu ñeneen ñi ay waga boo lañ ñii rek ci rap bi ay taqale dañuy taqal rap bi xamuñu dara ci rap recognize realize and recognize loolu la ñuy wax realize and recognize kaana yi ñooy wax loolu you better realize and recognize you better realize and recognize waaw adduna bi booy sawaay rap moo tax man moo xoolee rap ñii dama leen romb quoi ñuy jox buñ ma tardel quoi rap bi du ma leen sax déglu dañ may tardel wuuteng fuñ fi fanaan fii la ñuy kii mais bàyyi leen rap bi yéen Sénégal moomu leen rap xamu leen sax luy rap ay égoïste ngeen ay ingratitude ak égoïste ci rap Sénégal la fekk baax ku la gën a nekk traître nga ne ma kii la ñoom ñëpp il pue de la trahison de véritable motherfuckers moo tax ma leen mouvement de focus jàgg ji ci biir caga ji ci biir góor jigéen yi ci biir mouvement de focus mouvement wu maa de focus ma ne mouvement de focus rab naa ko sax jàgg ji ci biir caga ji ci biir góor jigéen yi ci biir mouvement de focus hypocrite yi ci biir rambaaj yi ci biir wañel gel yi ci biir mouvement de focus ay vraiment de focus ñoo dajaloo xamuñu rap xamuñu dara ay vraiment de focus koo ci dimbale kooku ñëw di dédicace ay album di wax ay album boo xam ni waxuma te pourtant maa bind texte bopp ba geen ku koy invité mu ñëw di wax ma ne ko pourtant booy texte bi maa ko bind waaye ne ma ne ko billaahi defuma ci album di dédicace waxuma te pourtant texte bopp ba geen maa ko bind waa ji dem invité ko ci benn émission di ko laaj muy tâtonné mu tiit xam parce que da ko bett ne ko Mollah moo bind texte bi Mollah Morgun mu naan ni waaw mais xam nga xamul sax nu jaaxle génn rek woo ma waaw mais jaajëf faay naka mu mais da nga wax kii ni yaa bind texte bi ma ne ko yee man maa ko wax waaw nu mu demee noonu ma ne ko mais da nga ingrat da nga taxaw ci ab télé di wax sa album yëpp te waxoo ma te ma bindal la texte bopp ba génn muy cartonné munoo ko taxaw loolu mooy reconnaître ma loolu ngay wax mel ni musuma cee def dara alors man maa ko ne maa bind texte bi moo tax bu mu la ko laajee parce que kooku doon préparer émission am bu ma woowee loo xam ci tel ma ne ko pourtant texte bi maa ko bind bopp ba génn non nangam noo di expliquer ma ne waay bu la ma sonal bind sama texte laajuma la droit d'auteur laajuma la dara mais kam amal reconnaissance ne kii maa bind texte bi bëri na fi rappeurs yoo xam ne dama leen di bindal yi texte duñ ma cité ci dara parce que c'est des ingrats c'est des hypocrites moo tax ma ne loon xaaral ma gën a soobu ci diine gi daw ñii parce que boo leen di jege dinañ la dox xelu hypocrite bi xel bu bon bi bu ñaaw bi dinañ la contaminer moo tax ma ne xaaral ma concentrer 90% de mon temps ci allahu subhanahu wa taala di jàpp di julli di wird di gëstu gis ay borom xam-xam bokk ci groupe yi ñi may envoyé ay mbir yàlla nee na lii yenent bi nee na lii ma yokk sama xam-xam ci diine ndax ñii bu ma leen toppee enfer laa jëm ay hypocrite ay fenkat ay nitu bon yu booloo boo fa duggee boo deful ndànk dañ la def hypocrite
moo tax ma leen teggil sa tànk ndànk balaa ñu laa sànk mouvement de focus farak ñoom maa lànk fukki bukki bënn bët yi benn ci laa biir réel yi ci ale yi feeg seen gàlle yi seen xelu xale yi gësam sëlëm saale yi mouvement de focus farak ñoom maa lànk duma far ak ñoom ay maa de focus lañ boo jaxasoog ñoom ñu wàll la seen i jikko yu bon am na nag ay réel yu fa ne ay réel négus bokkuñu ci game bi doo leen déggal dara musoo dégg daara ji moo leen ëpp possibilité ëpp leen opportunité gën leen yore high stand musoo leen dégg présidence musoo leen dégg ñuy dil musoo leen dégg ñuy mafia musoo leen gis ñuy fen musoo leen gis ñuy lekk xaalis lu ñëpp bokk daara ji doo leen ci dégg de ak ñoo gore foo jàppee Awadi nga jàpp foo jàppee Malal nga jàpp foo jàppee Simon nga jàpp foo jàppee Matador nga jàpp ak seeni cogg ak seeni suq yu ñu àndal pour di la jox weccet suq yu lay jox weccet donc léegi dañuy dem ci impacté ils disent que ils sont impactés je pense que impacté jamono ji bu dee woy ñi impacté sax ñoo joxe ban rappeur moo fi gën a impacté Wally Seck ki nga xam ne chaque samedi mu dóor concert fees tepp xaalis bu ko gars yi di jox rek bu ko gars yi di baatere rek mun naa jënd 50 groupe rap yuy concert Wally Seck xaalis bu ko gars yi di baatereel nii rek di ko jox mun naa jënd 50 groupe rap yuy concert Sénégal ku gën a impacté kooku Wally Seck buy dóor chaque samedi di gagner des millions ku ko gën a impacté maa leen ko laaj ku ci am na ma wax ku gën a impacté Wally Seck kan moo gën a impacté Pape Diouf bi nga xam ni bu dóoree concert day fees tep guichet fermé pourtant Pape Diouf génn na 10 millions joxe 10 millions booy Pape Diouf booy laay wax ay booy ndaw lañ Pape Diouf je me rappelle très bien mi ngi dëkkoon sama koñ ñaari tali di football ci mbedd yi nekk booy bu ndaw Pape Diouf je me rappelle trop bien Pape Diouf waa ñaari tali la boobu mi ngi wayantu sama kanam ñaari tali ñoo dëkkandoo di football ci mbedd yi bëgg affaire football kan moo gën a impacté Pape Diouf bu dul dëgg rek ne leen ma waaw ku dàq concert ban rappeur a dàq concert Pape Diouf ban rappeur moo dàq concert Wally Seck ñi impacté wu ñoo génne joxe ay millions ñi impacté wu ñoo joxe ay millions Pape Diouf booy la sama booy la quand je dis booy man laay wax parce que noo mag sa baay booy nga ci moom wala sa grand booy nga ci moom mun ngaa mag sa baay mun ngaa mag sa nijaay mais munoo mag sa mag donc da ngeen di xam fu may waxee dafa yomb quoi je peux pas répondre à des bêtises soyez un peu mais ngir yàlla seen bopp yi xel kenn du ko lekk pour xalaat la booy Pape Diouf non Pape Diouf du mag du booy mag la man maay wax Pape Diouf sama booy la je parle d'impacté ñooñu jël seeni millions joxe rappeurs yi di waxu impacté léegi ma laaj leen ay question kan moo gën a impacté jaaykatu cere bi ki nga xam ni day ndeysaan bu mettee ba metti mooy taxaw ci bopp koñ ba guddi gi ñëpp ñi nga xam ne dañoo am problème mu reer wala seen poste diisul ñu dem jëndi cere kan moo gën a impacté jaaykatu cere bi ci bopp koñ bi fi nga xam ne 8 heures léegi ñu tëddloo ko 8 heures jaaykatu cere gi répondez-moi jaaykatu cere bi kan moo ko gën a impacté guddi da lay génn kan moo gën a impacté jaaykatu cere ji question laa leen posé moom guddi lay liggéey kan moo gën a impacté jaaykatu tàngana bi moom guddi lay liggéey
jaaykatu tàngana guddi lay liggéey ñëpp fes ci tàngana bi dóoral ma mburu 100 francs defal ma nambe defal ma ci ñaari nen defal ma ci mayonnaise jaaykatu nambe bi kan moo ko gën a impacté si mën nga mag sa baay parce que sa rakk papa sa baay la n'est-ce pas sa rakk papa sa baay la leen may déglu nag parce que li ma wax du sax xam-xam bu sori mais boo may déglu mun nga foog ne je suis philosophe fekk du ma dara lu ma lay wax c'est facile sa rakk baay sa baay la mun nga koo mag wala munoo ko mag mun nga mag sa baay bëgg ngeen ree loolu mun neex nga waaye da nga may déglu xam-xam laa leen di wax li ma leen wax surtout xam-xam gu sori du xam-xam bu sori kan moo gën a impacté jaaykatu tàngana bi kan moo gën a impacté dibiteri bi nga xam guddi lay jaay kan moo gën a impacté jaaykatu cere bi kan moo gën a impacté jaaykatu mayga bi kan moo gën a impacté jaaykatu fonde bi nga xam ni fonde rek ngeen la ñuy dundee ñun fu mu dëgëree fukki dërëm fonde juróomi dërëm suukar rappeurs yi xam nañ loolu fonde ak cere rappeurs yi xam nañ ko seen biir yëpp koo ci diagnostiqué fonde ci ne wala cere hamburger c'est rare xanaa dóorkat yi donc kan moo gën a impacté jaaykatu cere bi nga yorul dara ndeysaan mayga bi yorul dara mënutul jaay mbëkk rido yi rappeurs yëpp ay mbëkkatu rido lañ kan moo gën a impacté jaaykatu nen jënd sa nen 100 francs wala def ci kii poobar dóor dox sa dox naan sa ndox fanaanee nañ ko kan moo gën a impacté boutiquier bi nga xam ne moom guddi ñu tëj ko kan moo gën a impacté borom fast food bi nga xam ne guddi gi la gaa yëpp di ñëw léegi 8 heures ñu toog seen kër yi ak borom kër yi nga xam ni ñoom benn plat la ñuy def par jour loolu la ñu wooyee gobar jaase loolu la ko olof di wooyee maanaam nga def benn plat di ci añ te di ci reer gobar jaase kër yi duñ teg reer guddi gi ñëpp tasaaroo ku nekk di wuti loo lekk kii jënd fukki dërëm cere juróomi dërëm meew kay jënd fonde def ci suukar kay jënd loolu moo am Dakar bu dul dëgg ne la amul rab bi fayul gaa yoruñu noonu la ñuy dundee bu rek si dóoree cere ak meew Morgan mi ngi dóor fee fonde suukar yàlla bu mu ci def tiga dege fonde suukar tiga dege mu diis bu ko dóoree ci biir bi mu diis këndëng mu naan ndox tëdd guddi gi yëpp mu nekk ci taxi yoo matt ko yoo jegewu ko yoo gudul jeex borom tàngana mi nag rappeurs yi est-ce que war nañ mun a am ngor di wax ay waxu impacté quoi mais c'est extraordinaire et il parle d'impacter te lépp nag G7 bi la au nom du rap sénégalais ñooy génn di ñu waxal di ñu fenal di ñu tilimal di ñu taqal bu xaalis bi génnee ñu ne ko toy dóor niñ demee palais te tàgguwuñ niñ génnee palais te tàgguwuñ noonu la financement yi di ñëwee ñu séddoo waat ko tuuti tàggoo nii rek lañ ko jàppee waaye lii jëm na kër yéen lii ni ngeen di toog di ko xool ma def sama live démb tey rappeur yëpp woo ma respect grand respect nos grands teewal nga ñu nos grands ñëpp di bëggee et je m'en fous 300 millions yi 1 franc musuma ko ci lekk beneen 300 millions 1 franc musuma ko lekk 600 millions 1 franc musuma ko lekk maa ngi dund ba léegi ak ay lex yi rëy di lekk ba suur di naan ba mandi donc man bu xaalis bi génnoon soxlu ma ko dama koy may rappeurs yi soxlu ma ci dara donc damay xeex pour yéen parce que man sama xeex dama ne pour future génération bi la du pour keneen kon sama combat désintéressement laa koy def soxluwuma ci dërëm li may xeex bu génnoon tey soxla kan moo gën a impacté les prostituées cagi ji nga xam ne guddi la ñuy génn ci lëndëm bi mun a dóor xonet maa ni ak wow la maa ni ñi wut fuñ tooyalee caga yi nag am nañ carte ils sont c'est légalisé elles sont légalisées mais caga ji ñoom instant yi ñoom c'est impacté la parce que guddi gi gars yi doon guddi gi borom jabar yeeg borom yooyu yu sew yooyu doon laqatu dem gis benn caga yóbbu ko fenn dóor jox 5000 wala 10 000 kenn génnatul 8 heures caga yëpp a ngi toog seen biir kër yi ku leen gën a impacté
oui dañ leen légaliser ah liggéey buñ légaliser la dañoo yorom ay këyit comme Fou Malade daa am ay këyit Simon am ay këyit Awadi am ay këyit caga ji tam dañoo am ay këyit ah gënu leen légal yéen ay caga rappeur ngeen ñoom ay caga clandestin lañ ay caga mbedd lañ safurla du ñu clandestin yéen ay caga rappeur ngeen ñoom ay caga lañ caga mbedd lañ dafa am caga mbedd ak caga biir kër yéen ay caga biir kër ngeen yéen rappeurs yi yéen ñi may wax ni G7 bi ay caga biir kër lañ dañoo légaliser wu mais caga mbedd yi ñoom tam dañoo légaliser wu kan moo leen gën a impacté il faut arrêter war ngeen rus sax di taxaw di wax ay waxu impacté yéen doo leen rus quoi amu leen ngor amu leen jom amu leen fulla mais bu sénégalais yi doon def ku dugg te laaju leen génn trahir leen ñu ñuus la ba nga saw sa tubay kenn du ko dolleeti mais Mollah Morgun rek ngay dégg muy wax parce que faalewu leen dund leen fuck shit faalewu leen god damn it yëgulu leen yaramam he don't give a fuck about them fokkoole yaa lu may wax dama koy wax aw ma ci état d'âme aw ma ci yërëmtalu aw ma ci rustal ndax dëgg moo ma ñor ma koy wax sénégalais yi bégguñu ci yéen rappeurs yooyu noonu yéen demoon palais sénégalais yi kontaanuñ ci yéen mer nañ loolu tey adduna ak li ci biir tous les rappeurs 80% yi woo nañ ma ñii maa ngi newoon ci waar bi mun ma leen jël maa ngi gis ay appel manqué tout ça xoolaguma sax message yi c'est des rappeurs big up bro respect bro kontaan nañ bro vraiment yaa ngi ñuy teewal vraiment merci yal na la yàlla fay di ma ñaanal quoi yaa ngi ñuy waxal xam nañ ni gar nga ci sa bakkan yaa ngi ñuy waxal ngir yàlla monsieur le président ñi fa ñëw noonu ay politiciens lañ ay fenkat lañ ay tekkatu dil lañ ay waraxeur lañ warax rek la ñuy def ils sont là que pour le type digestif kon monsieur le président woo leen perte temps la amuñu crédibilité amuñu respect ci mbedd mi buñ la nax on les appelle des waraxaan mooy lu ñu nga warax ko jàngoro xuuxaan nga yor ak jàngoro ñambataan mooy comme coronavirus les corona là les maladies du corona les virus du corona ñi ñambataan dañoo am ñambataan xuuxaan ces rappeurs là ñambataan xuuxaan c'est des waraxaan du game terre warax der ñu warax fesman ñu warax fonds des cultures urbaines ñu warax fonds ministère de la culture ñu warax fonds financement ONG impérialiste ñu warax damn de véritable waraxaan di game warax rek lu waaye liggéey ba ñàkk ba toqal ñu for warax des waraxaan les waraxaan di game des traîtres ils n'ont pas seulement trahi le hip-hop mais ils ont aussi trahi le peuple sénégalais maay géwélu rappeurs yi di géwélu sénégalais buñ soxlaa maa taxaw di def junni live buñ jàppee Guy Marius Sagna chaque jour ma def live génn ci mbedd yi bu ma nee Sénégal maa ngi ci mbedd yi maay géwélu Sénégal romb naa géwélu rappeur ci loo gis luy laal Sénégal rek maa ngi ci moo tax dañoo waaj ci lépp lay wax lépp lu laal Sénégal ma taxaw lépp lu laal Sénégal ma taxaw gar ci sama bakkan nag man la gar ci sama bakkan vouloir être l'ami de tout le monde on finit par être un hypocrite ñoom ñoo fi defoon dox ak sa gox wax ak sa député wax ak sa maire tey dañ leen soxla ñu def joxe sa gox joxe sa biir gox
dox ak sa dox lu ñu yoroon ay këyit bu ñuy distribuer ay flyers bu ñu jàppee Guy Marius Sagna flyers lañ yoroon jamono ji sénégalais yi soxlatuñ flyers xam luñ soxla alal xaalis parce que dañ leen impacté tout le Sénégal lañ impacté ni ngeen doon doxee yor seeni flyers ah comment dire Simon naan nii Simon flyers naan ni joxe flyers Simon naan ni joxe jël leen flyers mairie jaay caaf mairie jaay tege-tege mairie jaay ceeb mairie jaay dugub yëpp ngeen yore seen flyers di wër ci dëkk bi Simon di jaay gérée flyers police yi faale wuñ leen léegi nag am leen ngor na ngeen doon joxee flyers ak këyit yi ngeen amaat ngor jël place u këyit yi ngeen def ko ay billets comme Simon moom nii la ko doon defee nii la ko doon defee foog affaire bi leer Simon ngi nii flyers waaw jël la faale police ñu faale police flyers am maire jaagat caaf am maire jaagatu ñebbe am ñoo xam ne mënuñu lire maire jaagatu am mbala police su ñoo newu ci police waaw ok askan wi moom saa yoo leen soxlaa use leen léegi nag à la place des flyers on a besoin de billets Simon a yow sa gàngoor yii demoon ministère de la santé ba dóor fa ay millions àndaat leen ci ngor dox ak sa gox doon joxe sa biir gox defaat leen projet boobu joxe sa biir gox nga jëlaat flyers bi à la place des flyers mu doon ay billets de banque nga wëraat nu ngay wëree nga am maire am pas mon père teel ngir yàlla man maa la ko ñaan Simon ci laay xam ne ay gor ngeen ci laay xam ni lu dëggu ngeen dox ak sa gox joxe flyers sonal askan wi di yuuxoo ko tëb di dal ndax bu lewal ay alal léegi gore leen ngeen doxaat noonu ci projet bu tudd joxe sa biir gox ngeen dajale ay millions jox ko gox bi foofu lañ leen di xaaree du ma leen may dara parce que dëgg rek waay ngir yàlla génnaat leen may wax ak kenn ki mu ne ma waa bon c'est que man xam nga tel moo ma woo biir palais te sama gaayen la te lii ak laa la te laa ok d'accord waa kooku sa gaayen la moo la woo nga woo sa G7 nim la wooyee ba nga woo sa waa G7 n'est-ce pas nim la wooyee ba nga woo sa waa G7 fexeel tamit lan moo waral le nouveau type de salopard lan moo waral non dama bëgg ñu gore parce que rappeur gor la rappeur dafa war a doon gor ñun suñu corps professionnel bi dafa bëri ay traître il faut ñu taxaw jihaad ak ñoom nee naa leen fitna laay def fitna lu saay doon wax fitna mean fight to impose the truth in a nation of Allah Allahu Akbar fitna mean fight FB fight E bi to impose T bi the truth E bi N bi in a nation A bi of Allah fitna mean fight to impose the truth in a nation of Allah Allahu Akbar an loolu mu laay def fitna bu ma ñëwee day mel ni fitna laa ñëwee fekk dama ñëw pour imposer la vérité rien que la vérité et toute la vérité aw ma ci baale aw ma ci yërmande aw ma doomu ndey aw ma ci doomu baay bu dëkk taxawee aw ma ci xarit aw ma ci àndandoo je négocie pas fight to impose the truth in a nation of Allah Allahu Akbar Allahu Akbar lii laay dund lii laay dund mooy sama state of mind sama état d'esprit fitna laay dund yee luy faraxaan waaye luy faraxaan respect léegi comme nu ma ko mën a waxee am leen ngor demaat ngeen génne ci li ngeen yor ngeen seetloo kook askan wi te bañ a laal li askan wi
liñ dimbalee askan wi ngir yàlla waay gore leen ñaan naa leen ko gore leen ngir yàlla rappeurs yi waay bu leen laal alalu askan wi waay boo leen yokkul gumba boo ko saraxul bul këpp yàlwaanam sénégalais yi sonn nañ sénégalais yi jeunes yi liggéeyuñu kër yi da ngay dem ñëpp dans l'informel la ñuy yëngu ngir yàlla dimbale leen askan wi je cherche pas d'amis mes amis resteront mes amis bu ma xamee resti ba léegi dañuy musa nekk mën duñ gisantewul bu ma xamee ombre ba léegi ombre man maa ko jëli gàllem pour ñu def sound maa ngi ko xamee à travers cëf ba léegi musuñu am problème man soxlawuma wuruma xarit benn xarit laa am muy suñu boroom benn xarit laa bëgg kenn rek laay sàkku mu doon sama xarit muy suñu boroom subhanahu wa taala saa su ne maa ngi koy jéem a sabbal pour mu doon sama xarit bés bu yàlla doonee sama xarit waay dem leen waay dox leen dara yëngalatuma kenn laay sàkku pour mu doon sama xarit barke alxuraan wutuma keneen muy allahu subhanahu wa taala ay yàlla maa ngi lay ñaan nga doon sama xarit yow kese doy nga ma xarit yow yaa dul wor yow doo wor yow doo trahir doo bàyyi kenn ginnaaw yàlla fu mu mettee koo doon xaritam ni yenent yàlla ibrahim lijjanti rayante ba doon xaritu yàlla man de bëgg naa doon xaritu yàlla lu ma dese sama dund mooy góorgóorlu jëm ci yoonu yàlla ba yàlla fekk si ma moom tamit loolu rek moo ma ñor li may joxe coronavirus nañ dellu ci coronavirus wax leen ma kan moo nekk Sénégal ku ma njëkk a wax mbirum coronavirus ci rab bi je vous pose cette question wax leen ma man Mollah Morgun Sénégal 1 million de rappeurs ban rappeur sénégalais moo ma njëkk a éveillé conscientisé ci coronavirus ñuy suivre sama live xam nañ ma ñëpp maa njëkk a wax encore une fois sénégalais yëpp a may déglu buy fen rek ne leen ay kàcc la keewoo la ko njëkk a wax Sénégal ba mu daj képp ku fay rappeur ku yàlla bind sàkk la nga yor micro maa fi njëkk a wax coronavirus man Mollah Morgun boobu coronavirus mi ngi Chine Wuhan di fa rajaxe demagul France demagul Espagne demagul Italie ñëpp nag nangu nañ ko ñu doon seetaan live bi nangu nañ ko coronavirus déedéet bu may wax coronavirus demagul leen de ñiy live ak ñiy aimé ñëpp xam nañ ñu suivrul nañ noppi ñiy suivre samay live xam nañ maa fi njëkk a wax coronavirus ci képp kuy rap maa fi njëkk a sensibiliser coronavirus ci képp kuy jël micro boobu coronavirus demul France demul Italie rayagul kenn mi ngi Wuhan di leen daane étudiants yi seen rap sénégalais lu muy ngan yëpp sama live yi man lañ xalaat association des étudiants sénégalais de Wuhan contacté ma man Mollah Morgun à travers kenn koo xam ni mi ngi jógee Chine ñëw bu mu ñëwee ne leen Mollah Morgun moo fa nekk di wax Mollah Morgun la adduna di déglu seen message boo leen bëggee mu jàll boobu seen i papa sax defaguñ conférence de presse boo leen bëggee mu jàll contacté leen Mollah Morgun waa ji dañ ko may jabar décembre merci beaucoup dañ ko may jabar buñ ko mayee jabar ñëpp a ngi témoin moom kay tey moom dëgg rek xool leen message yi ñii ñëpp ñu ngi témoigné mi ngi fii moom kay mi ngi nii mi ngi sama Facebook boo leen demee sama Facebook soriwul sax décembre maa ko njëkk a wax je défie tous les rappeurs sénégalais tout le mouvement du rap sénégalais maa njëkk a wax coronavirus fii Sénégal njëkk a def live spécial coronavirus di am contact direct n'est-ce pas am contact direct ak les étudiants de Wuhan Chine ñu wax ma seen soxla ma jël seeni audio teg ci live bi ñiy déglu Sénégal yëpp di déglu Sénégal yëpp di déglu adduna yëpp di déglu
étudiants yi joxe seen idée ma bëggoon leen jël en live ñu ne ma sax ñi ngi waxtaan ak seen i parents pour ñu def ma ñëw wax leen Sénégal ne leen seen i parents dinañ def benn conférence de presse ñëpp seetaan conférence de presse bi ci la Sénégalais commencé coronavirus 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 ma woo benn spécialiste benn boy bu aay Madiop nekk ci Facebook bi Madiop di def ay live Madiop non il a décrit toute la situation bu am tey non Madiop vraiment big up spécial respect à Madiop Diop ku am xam-xam ñëw toj coronavirus bi wax ci coronavirus bi développé coronavirus bi situation bi am yëpp Madiop toj na ko allahu akbar lépp la wax sénégalais moo tax am na ay bopp yoo xam ne du ma mus a référé wu ci yenn commentaires yi ay ñu amul bopp yi moo tax man yàlla moo ma dimbale quand je suis les intellectuels te dama leen di gis à travers les commentaires am na ñoo xam ne sama best gaayen lañ non dañu am xam-xam te fu ma leen xamee mooy ci sama live yii ñooñu lay suivre c'est mes amis ma def leen amis ñi partager ay information di partager ay xam-xam di waxtaan vraiment respect à eux ma kontaan ci ñoom ma créé benn groupe WhatsApp cellule des intellectuels ñoo xam ne dama bokk ci ñoom ñi xalaat moo laa defal nii waxeel nii yokkal fii wàññil fii Magey Diop merci beaucoup Magey Diop respect à lui Magey Diop am nga dëgg wax nga loo xam ni musul deñ te yàlla ngi lay gën a jox dëgg Magey Diop ma dugal ko mu wax ci coronavirus bi lépp bu muy wax confinement bu mu koy wax Sénégal sax xamul kenn waxu ci confinement Magey Diop respect à toi am nga dëgg ba gars yi naan waa kii dafa dof wala kii lu muy wax nii parce que c'est un visionnaire c'est un lanceur d'alerte sénégalais xamuñu visionnaire xamuñu lanceur d'alerte man lanceur d'alerte la ma invité Magey Diop mu nekk visionnaire c'était le dimanche 2 février mais avant boobu en décembre wax naa ci mu Wuhan man chaque jour yàlla may ma dëgg ci gars yi dama leen jiitu nag un lanceur d'alerte bu leen jiitu yàlla di ma defal ndam ci wax ji moo tax ñeew ma ñi génn na dañuy message man bu may message ñoom ñu ngi seen kër yi ñi ngi wax Guy Marius Sagna may boole combat Guy Marius Sagna ak combat wu coronavirus bi live coronavirus Guy Marius Sagna coronavirus boobu Sénégal la ngi taxaw naan nii may invité Magey Diop muy tot xam-xam goo xam ni ñiy dem yàlla di ma may dëgg ci yàlla di ma defal ndam billahi wallahi damay toog seen kaw rek bëre damaa téye ngemb gi ci yéen dañuy bëri ma téye ngemb bi ba mu dëgër ngeen di wër amul leen fenn foo leen ma jàpp mel ni kuy xeex ak ku def taatu nen nga sol sab ngemb ma téye ci ngemb bi moom na ngay wër foo jàpp gars yi di wër fuñ ma jàpp kenn mënu ma jàpp fenn te saa yi wax ji amee ma ne am naa dëgg ci yéen li ma waxu leen ko maa leen jiitu ci coronavirus la ma ca waxu leen ko ba ma koy waxu leen bu may invité les jeunes étudiants de Wuhan xalaatu leen ko sax ma jiitu leen ma romb leen moo tax ma doon dof seen kanam leen waa kii wér na kii wérul dama leen a romb nawloo wu ma leen dama leen a romb maa ngi ci high level dinaa leen nawloo yéen kii wér na seen maam sax maa ko gën a wér ndax la may wax jiitu na seen juddu waxuma seen baay de seen maam sax maa ko gën a wér ñay laajte naan kii wér na boo ma dugalee sa kër xam ba xam wér naa wéruma ba sa baay toog ci saal ba sa yaay toog nga toog say rakk toog say mag wër ma tojal leen ba sa baay dugaat néegam sa yaay dugg néegam ñëpp tasaaroo na ma jëlal kër gi këyitu kër gaa ngi nii te nga xam ne wér naa wéruma sa bopp bu vidde boobu noonu musoo gëstu say bët yu gàtt yooyu musoo voyagé liiroo 4 livres amoo xam-xam ngay laajte ba xam man wér naa woo ma ak sa baay ak sa yaay ak yow ak say mag ak say rak ngeen toog ci salle bi débat boo leen teg barke alxuraan ma toj ba sa baay dellu néegam génn kayitu kër ga jox ma billahi wallahi wa taalaahi man ma jiitu leen ci àdduna jiitu leen ci jamono di wër di gëstu yeneen di lire yeneen di voyager comme Armstrong di dox ci kaw lune bi comme Armstrong di dox ci kaw lune bi ngeen ne ci kaw suuf di cëppi
di laajte ba xam kee di dox ne ba xam wér na xoolaat leen seen xel yi waaye xoolaat leen seen xel yi ay kuy laajte moo laa wax wér naa wér woo ma sa surtout defi woo ma sa biir kër nga teg sa baay teg sa yaay teg say mag teg say rak génne tem yow laay jox nga génne tem ma tojal la ba sa baay dugg ci kër gi génn kayit ko dama am bis ni que tey jébalu nañ kaay leen raam jébalu ci waaj yi da ngeen doon dof bu ngeen juddoo ba léegi amu leen ku mel ni man di xalaatee ni man di waxee ni man jiitu leen seen jamono moo tax ma tëb jëg ngeen ne kee wér na moo tax Cheikh Ibrahima ne la waaye yàlla mbaa jàmm nga am dofe ci nit yi waaye nifat ko yàlla de daf ne yàlla mbaa jàmm nga am yàlla ne gars ne yàlla mbaa jàmm nga am dofe ca nit ya waaye nit dafa yàlla Cheikh Ibrahima akay góor yàlla ñëw ne yàlla mbaa jàmm nga am waaye yàlla yow mbaa jàmm nga am sa jaam yi de dañ ma umpule ña ngay laajte ba xam dof naa ko wala dofuma mu leen dofe ca nit ya waaye nit dafa yàlla man loolu laay dox tànku Cheikh Ibrahima loolu laay dox dafa ca nit ya waaye nit dafa yàlla di ma boole yéen ma leen di bàcc rek may wax te du teggi may wax te duñ dindi may wax ñuy daw du dugg ci kër yi may wax ñuy mantu may wax ñuy yónnee ay nit di woote ngir yàlla jàpp ci waxal ak moo laa chaque jour que Dieu fait fu ma defee live ñamay wax dinañu yónnee seen i xarit seen i am di jàmm seen doomu ndey waxal leen ak moom kenn du teggi nag waxaguma fi wax ba kenn ñëw ne waxul dëgg waxaguma fi wax ba kenn ñëw ne maa ngi koy porter plainte ñu ne LGBT maa njëkk a wax bu may toj LGBT sénégalais yëpp a nga ne nii xamuñu sax luy LGBT 80% yi xamuñu LGBT may toj LGBT ñu naan def ci ay exposé boo xam ni bu Wally Seck solee t-shirt ba ma ñëwati dugg ci temps bi roode génne Moustapha Gueye lii nday ndaag nii gars yi woote waaye jàpp ci waaye xoolal Moustapha Gueye doom ji kii tantam bi umpañ bi fokkit chek ne la Moustapha Gueye mu defar addunaam ne la ko mu bàyyi yu muy dugg bu fa dee du mucc ne la nday ndaag mu bàyyi li muy def bu fa dee du mucc ngeen naan ma noppil ko leen xoolal sama gémmiñ gi yambalang la def waa kan moo naa ma noppil xool yàlla na ma wax loo ma wax lu wutaleeg muuma beeg yow gémmiñ la yor làmmiñ la yor bëñ la yor mais munul wax lu ko wutaleeg yow yàlla dox la xéwal ne la waxal ak jaam yi nga war a jox ak wax ak jaam yi ñu ne la noo bul wax munuma ko ndam li kay yàlla di ma ko jox rek ma leen koy bàcc rek ngeen nangu ngeen ñàkk nangu je m'en moque éperdument maintenant lu may tëjee mooy sama mot de la fin les jeunes rappeurs yi nga xam ne dañ leen émaillé ci deal bi Dip xale bu ndaw ku am talent ku am yar ku am teggin ku baax koo xam ni foo ko woo mu wuy la Dip Doundou Guiss yéen ak les jeunes rappeurs yëpp Taïji Chine Dip Doundou Guiss Ngaaka Blindé mon fils Ngaaka Blindé parce que respect papaam sama grand la je l'aime je le respecte Blin Ndiaye le père de Ngaaka Blindé Blin Ndiaye sama grand la ci kanamam yàlla laa yaroo a ñaari tali Orléans mooy koñu Boy Bambara Blin Ndiaye respect à lui mon grand Blin Ndiaye moo jur Ngaaka Blindé Ngaaka Blindé juddoo sama kanam ñaari tali Ngaaka Blindé juddoo sama kanam ñaari tali bu dul dëgg dem leen wax woo ko mu ñëw sama kanam la juddoo ñaari tali Blin Ndiaye mooy baayam mun naa la wax ay maamam ak fu ñu doon liggéeyee bu ñu doon ñëw dañ doon indi sérité indi ñu sérité yu bëri ñu dem foofu dem di jëli sérité yi donc waxoon naa ko encore Ngaaka Blindé moo ma gën a jege ci rappeurs yi ku ma bëgg la parce que dama màggee ci këram ci kanamu maamam ak baayam je l'aime bien Ngaaka Blindé sama doom la te maa ngi koy ñaanal réussite maa ngi koy ñaanal yàlla defal ko ndam lu ma koy mën a conseil mooy je conseille à Dip à Ngaaka Blindé à Akhlou Brick Paradise mes chers frères mes chers petits frères à Taïji Chine etc de faire beaucoup attention ci mag yii di leen jéem a fréquenter gëmuñu ko ils font de la récupération ñoom
seen carrière dafa jeex léegi c'est des vampires assoiffés ils ont besoin du sang neuf dañoo carburé ba sonn soxla du sang neuf donc ñooñu dañoo soxla ay xale il faut faire beaucoup attention ay mag lañ yoo xam ne dañoo yor ay jabar am ay doom am ay charge dañuy daw dépense leur carrière est derrière eux Omzo ci nga bokk ak bépp jeune waa Tamba waa Diourbel waa Kaolack waa LG ñëpp bàyyuma kenn ñu ma tudd ak ñu ma tuddul les jeunes yéen rek laay conseil li moytu leen genre grand yi intérêt rek la ñuy def te ils ont besoin du sang neuf amatuñ crédibilité dinañ wut ay boy yuñ use teg leen ci kanam pour lekk xaalis bi te duñ leen jox dara dañ leen di taqal rek te boy yi dañoo am bëgg-bëgg bi ku mel ni sama rakk aussi ñoom OMG ñii leur carrière c'est des pères de famille ils ont des charges leur carrière est derrière eux c'est des old school yéen vos carrières sont devant vous écoutez bien vous êtes des new school vos carrières sont devant vous moytu leen ku leen taqal moytu leen ku leen tëlëmal moytu leen ñu leen One Lyrical en fait partie ku leen di jege di leen sóob di leen gëmloo dara gëmu ci dara dañ leen di use gëm leen seen bopp ay self-made man doon leen ay self-made man def lu ñu naan l'autodétermination fight ba doon li ngeen doon def seen bopp li ngeen doon pour bu ëllëgee kenn du ne maa ko def lii wala maa ko def laa loolu maa leen ko ñaan combat nag day am objectif MC Talibé c'est des old school dañu am charge ay pères de famille et cetera ñooñu intérêt la ñuy dox leurs carrières sont derrière eux vous vos carrières sont devant vous faites beaucoup attention ngeen concentré wu ci seen carrière ngeen sëgg ci liggéey bi bu leen déglu kenn gumba leen tëx leen gëm leen seen bopp jiital seen aar nekk ci day amu leen duñ leen amal benn njëriñ lu dul use leen gëm leen seen bopp gëm ni liggéey mooy fay gëm seen aar nekk ci liggéey ba yàlla dimbali leen gëm leen yàlla wóolu leen yàlla yaakaar leen yàlla jiital leen yàlla teg ko ku dul yàlla loolu man maa leen ko conseillé am na ay grand yu baax nag soxlu li ngeen jege leen sax dana gi mun leen conseillé xam ngeen li ngeen di segg li ngeen ciy jël ngeen jël ko ngeen nekk ci li ngeen nekk loolu mooy sama mot de la fin ngeen moytu rappeur businessman yi père de famille ñi nga xam ne charge da leen di bëgg a rey fay courant fay ndox fay appartement à louer wut essence bu ñu def seen oto wundaalu taxawaalu ñooy bëgg fonds financement DER TER FESMAN lu ñëw ñu nga ci moytu leen ñooñu wasalaamualeykum wa rahmatullah taala wa barakaatu ñi ngi nuyu ñëpp di sant ñëpp di gërëm ñëpp di màggal ñëpp di ndamoo ñëpp di tiitaroo ñëpp di leen wax ni wax ji bu dee lu baax ci askan wi yàlla na ko yàlla yeggee ci askan wi yàlla matal ko léegi nag dafa am xapi sama doom ndey lu ma posé une question nee na lan mooy solution benn solution laa wax olof moo ko doon wax mu ne li ngeen bokk te mënu leen ko séddoo lu ngeen bokk te mënu leen ko séddoo xool leen nu ngeen koy defee pour ñëpp jëriñoo ko bu fekkee xaalis dafa ñëw n'est-ce pas kii bëgg a yóbbu këram kee bëgg a yóbbu këram defee leen ko benn jàkka wala benn jumaa wala benn centre culturel et cetera ñëpp ci mën a jëriñu boo leen ci defee jàkka ñëpp dinañ mën a julli boo ci defee jumaa ñëpp dinañ mën a julli boo ci defee centre culturel ñëpp dinañ fa mën a dem di liir di jàngi lu ngeen bokk te mënu leen ko séddoo fexe leen def ko li nga xam ne ñëpp dinañ ci jariñoo lii la wolof wax alal gii du sa alal du sama alal président moo ko joxe pour ñëpp te ñii mënuñu ko lekk bàyyi ñooñu fexe leen def li nga xam ni pour ñëpp mun ci jariñoo ñëpp mun ci jariñoo kon xaalis bii fexe leen def ko mu doon centre culturel
même centre culturel américain am na Sénégal centre culturel français am na Sénégal centre culturel allemand am na Sénégal mais centre culturel sénégalais amul Sénégal déglu leen bu baax nag xel rek laay waxee barke alxuraan ci ñiy déglu ak ñi xam centre culturel allemand am na Sénégal centre culturel français am na Sénégal centre culturel espagnol centre culturel allemand waaye amul centre culturel sénégalais donc sénégalais yi bëgguñu sax ñoo xam seen culture te ku xamul sa culture perte am na lépp sauf centre culturel sénégalais donc sañu xaalis bi ñuy jox 1,2 milliard mun na tabax salle de spectacle hip hop 1,2 milliard mun na tabax centre culturel hip hop ci biir ñu def fa genre bibliothèque hip hop teg fa feuilles yi Rexity né en 1980 grandi à Parcelles Assainies après seen famille dem fee comme nu ngay liiree Tupac nu ngay liiree Biggie Small nga liiree ko Rexity nga liiree ko Gaston nga liiree ko MC Lida centre culturel hip hop salle bu ngand salle boo xam ne et puis lépp c'est hip hop centre culturel hip hop nga mun fa lire hip hop n'est-ce pas